Yàlla asalaamaaleykum siyaar naa leen yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di naan leen am jàmm amandoo jàmm dal jàmm dalandoo jàmm si barki Seydina Muhammad daal di def lu ñuy def saa su nekk ñëw fas yéene toog waxtaan si bismillahi rahmaani rahim pare ko si alhamdulillahi rabbil alamin comme nu ngi koy defee saa su nekk naan leen yàlla na nu yàlla aar yàlla na nu yàlla teg si waxtaan bi jàmm ak salaam nu pare kook jàmm ak salaam di leen dalal jàmm yee ñëpp fu ngeen nekk di leen jox seen wàccuwaay dinaa leen waaw les questions sont toujours d'actualité les questions sont toujours là quoi waaw comme nu ngi koy waxee saa su nekk rek moom les questions sont toujours d'actualité les questions sont toujours là ku nu mën a jàppale si réponse yi waaw tu es la bienvenue quoi tu es la bienvenue nga jàppale nu si réponse yi quoi ñun nu jël waaye daal comme nu ngi koy waxee rek sénégalais Sénégal pour nu defar ko dina doy waar lool sax parce que tey pourquoi Sénégal pour nu defar ko dina doy waar lool comme nu ma ko waxee rek fen bu nu bëgg a dindi si biir ñii di doxal réew mi wala ñii nu jiite wala ñii bëgg noo jiital ba pare féetee gannaaw fen yu nu bëgg a tegal ñun suñu bopp ñun ñoo ko cultiver ñun ñoo koy teg ñun ñoo koy dund ñun ñoo koy dundal ñun ñoo koy sàbbal di ko yëkkati sénégalais yi dina wante dëgg ñun ay vrai naafeq leen parce que tey mënunoo génn tey ne danoo bëgg a xeex Macky Sall wala xeex tubaab bi sax wala quoi que ce soit pour mu jóge si dëkk bi pour nu mën a defar dëkk bi pour nu mën a am nu nuy taxaw wala ku nekk gis si sa bopp ba pare nu teg ko si ay basement wu fen boobu noonu nag moo nu sonal te fen bi da ngay foog ne ni que du naan non soo waxee ku nekk di joxoñ sa morom naan ki fen bi ñun ñëpp ay fen nous sommes tous des menteurs loolu laa bëggoon pour mu clair benn yoon nous sommes tous des menteurs autant que nous sommes sénégalais du nu àtte dëgg du nu wax dëgg du nu féetee côté dëgg te xamuñu ku fayu xamuñu ku fayu xam nga ku tooñ leen xam waaw wala ay affaires yooyu noonu mooy loolu moo tax man naa leen sama gaay Sénégal dina jafe defar le problème que nous avons avec ces politiciens ne vient de plus profond mooy lan si suuf politiciens yi suñu demee ba nu nekk ay doomaraam jikko doomaraam yi si Sénégal lañ ko jëlee politiciens yi étaient des Sénégalais comme nous tous kilifa diine yi suñu demee ba nekk ay doomaraam si ñun lañ ko jëlee parce que ay nit simple lañu woon tamit nu bokk nu ñëpp di dund nu koy jàng di ko xool di ko gis si ñun di ko màggal seen bopp yi tey dem ba ñëw jàppee nu ko ay con léegi ñun nag nu gën a con ba bëgg a dee bëgg dund benn dund boo xam ne dafa am si ñu mu dagan am si ñu mu daganul am si ñoo xam ne si leen wala wax am si ñoo xam ne wala nu see wax am si ñoo xam ne ñoom ñoo si am droit wax am si ñoo xam ne mooy loolu mais léegi quand loolu ñun suñ koy dund ñun wala ñun ñuy dundal loolu noonu kañ la fi kumba am ndey ak kumba ñàkk ndey di jóge man loolu laay laajte parce que damay commencer d'abord si benn vidéo ma bëgg ngeen partager ko comme nu ma def ba jot si parce que saa waay daam fu mu jàll abo yéen ñëpp gis ngeen vidéo loolu rek moo ñu fi tax a toog xam na boppam nee na nan lay tuddee boppam sax man turam jàpp ma ko bu baax ndil sall xaw ma ndil sall xaw ma j'ai pas maîtrisé je m'excuse nag xam nga waaw tur gi daal laa mel nu mu ko bindee mooy loolu moo ngi nii
yaa ngi xam nga voilà saa waay dafa ñëw commencé ay live am nee na léegi il fait le malin quoi il fait l'intelligent que léegi moom day jéem a xool ni que moom mooy le modérateur moom mooy le régulateur moom moo fi nekk pour wax nit ñi ku tooñ ak ku tooñul ku dugg ak ku duggul mais saa waay sooy àtte da ngay àtte yoon saa waay soo jógee ba ngay àtte da ngay àtte yoon parce que soo ñëwee fekk benn Moussa Camara juróomi weer muy xeex xam nu yenn ko tingoom ko dugal ko fu nekk sama ndey gi romb la sama baay gi romb la sama soxna si romb la sama doom si romb la sama bàmmeelu ndey romb la saaga yi chaque jour ma siy for ay 7 tonnes 500 waxoo si ndeyam may lijjanti sama bopp di lijjanti samay question di ko poser tu as quelque chose à dire da nga ma yeb franchement mais ni que man sama ndey ak sama baay du nooy kilifa quoi man sama ndey ak sama baay du maa puub quoi ñoom what the fuck hein boobu ba léegi maa ngi toog ba may dugg di ñëw di poser samay question saagaw ma kenn j'ai amené même trop de Peter yi moo tax gars yi yëpp ma j'ai amené ay kaañ mbalak ñu naan ma kii de comédien ay yenn doomu xaraam yi fan leen wax leen dàqee seen stress du fii donc teguma fi woon saaga mbalak bëggee laajte affaire bi si njëkk ak teraanga si xol bu sedd sax pour mën leen koo giifal nu mën noo tontu si xol bu sedd nu teg ma koy saaga téye ma boobu ba léegi di ma saaga man du ma saaga seeni ndey nag parce que seeni ndey ay kilifa leen seeni ndey ëmb nañ juróom-ñeenti weer sonn nañ si taabulu matu du nekk si diggante dund ak dee jur seen ndey du ma si sonal mais damay dem sonal sama bopp si dooma xaraam yu leen jaral nii ñëw fii nii ba di am waxu dof te nu tëdd si seen keppaar nekk si seen ker jël seeni doom làq leen di dund seen bu neex ñoom lay xorom seen lu bon muy kilifoo diine yooyu jiital leen 5 mois 6 mois maa tey ne Père Noël seen Père Noël boobu noonu du maanaam moo toog daal di ne su ko dugaloon si néeg yonente gi toog Serigne Touba toog mu romb yonente gi dem si Serigne Touba maa ko ne Père Noël parce qu'il rêve loolu noonu na ko xalaat Christmas xam nga lu naan Christmas Noël fii kenn daynu te nag booy xaw ma ndil sal watch out with me xoolal sa affaire de dof gi ngay muusantu yooyu noonu ñu nga nekkal wala gars yi nga kiil xam naa waxuñu la bu baax may kan wala xamoo kii watch out with me sa yëfu dof yooyu ngay def wala sa yëfu kii nii soo koy def uti jël foo koy def ijee du man de man soo duggee sama territoire wala nga dugg samay kii di jéem a xuus wala di jéem a kii ni nangam di nga fa fekk dëj yu dëgër man du ma bàyyi mu sedd tollu ma fii nii ki dama leen di ruux benn par benn maa leen ko wax nag que ça soit la dernière fois mu naan ay Abdou Karim Gueye pare Abdou Karim léegi man maa la dese quoi léegi yow yaay kii toog ni kii nangam yow El Hadj Moussa Camara d'accord naa sax ngay laajte d'accord naa ay kii waaye d'accord ma ngay ñàkk teggin kilifa yi ay kii ni nangam waaw kilifa bu ngay dem di naan ko Père Noël nanana ay kii ki nangam waaw man sama ndey gu nuy jàpp di xorom boobu ba léegi si simple question loo si wax doomaraam sama ndey gu nu jàpp boobu ba léegi fu nekk nu dugal ko loo si wax ñoom saaga wu ma seen ndey pour l'instant nen sant yàlla laalu ma seen ndey bi su ma commencé bisaab fël-fël coppatee ki daggatee ki roppati su ma ko si delloowaatee billaahi dinañ ma bàyyi loolu nag laa génn bàyyi ko moo tax nu commencé maa yëpp ngeen bëgg maa tingoom bëgg dugg sama kii du ma leen fekk si yooyu nen ma tontu déggoole ma samay réponse laa soxla nen ma tontu nekk fii nii di emmerder les gens foog na ni que yéen a fi gën a muus nit ñi wala yéen a fi gën a kii nee leen Baye Fall tontu yi billaay wallahi taalaay duñ ko ñaanoon danoo ñëw laajte ko si njëkk ak teranga duñ ko ñëw laajte si njëkk ak teranga bëggoo leen nu see fekk si tontu nu ko si njëkk ak teranga ngeen bëgg nu see saaga foog na ni que dina tax nu bàyyiwu nu même ba si biir saaga yi même ba si biir wax gu bon gi même ba si biir sos gi ak seen xol gu jeex ak seen xol gu bon seen duul yooyu yëpp questions yi vont toujours exister vont persister et ils vont être là ça ne va bouger de 0 virgule xolal apostrophe fii lay toog te nee naa leen un Moussa qui dit Moussa vient loolu faut vous y attendre góorgóorlu leen si tontu yi moo gën un Moussa qui dit Moussa vient ça c'est la porte qui est ouverte prix bal ba tàkk na nekk leen nit leen wax nga nekk fii nii di konkoolo si kaw nit ñi duulu 100 ans kenn da kaa mën a romb duulu 100 ans ay fenu 100 ans yoo xam ne ni que bàyyi mooy loolu noonu mais c'est la merde c'est la merde c'est la merde voilà c'est comme genre yii nii waxoon naa leen ba sonn noppal leen ma si taliban yi nii genre yi nii yii
yii dugg ànd ak yow ay communication yoo xam ne amul benn bopp amul benn genn nee naa leen ba sonn yërëm leen ma lii waa loo ma laaj ma tontu la ko ah yow kii ni nangam tontu leen def leen live génne leen ko si kaw bàyyi leen di ma woo si suuf wala di ma yónnee ay message si suuf man taluma lool lu may wax si kaw laa koy waxee comme boog ku am lu muy wax na ko wax si kaw ñu nekkunu fi di wootante si suuf wala di làkkante loolu ku koy def narul jàmm quoi te nag comme que waxum yàlla la ñëpp war see jëriñoo nay leer nay nekk sa kaw tontu yi na ñëw sa kaw bismillah. Today you got me fucked up. You got me fucked up de. Voilà am naa fi benn laaj nag laaj bi dinaa si sawar a tontu tuuti daal di si avancé nu daal di dem dégg naa yéen murid yi ana ñuuxiti am ngeen fi benn problème kaa leen nu daal di toog jéem a résoudre ce petit problème ensemble venez on va résoudre ce problème ensemble dégg ngeen ñuuxitu laar yi booy jël leen seen kaye ana aliwo yi récupérer les aliwo ku am daa capp leen daa toog allez on part en classe comme que kenn jàngalu leen dara je vais commencer à donner les cours seen baay yeeg seen kilifo yooyu noonu watar la nekk jox leen café ngeen di naane ki saw rek óbbalee ki fen rek acca heure jàngi commencé na voilà commencé leen ngeen ñëw toog jël leen kaye yi ay aliwo yeeg xam nga def dara seen bopp yi ñu it dégg naa vous avez un petit problème là-bas on va arranger ça Diop Dagana Diop bokk Dagana Diop waaw daa am benn ouvrage bu mu def mu def si benn thèse mu am fenn fu mu am lu mu expliquer mais après daa am keneen ku ñëw ku ko contredire léegi ñoom ñëpp loolu lépp nekk ñoom seen biir affaire bi daa di bëri problème bëri wax bopp ba léegi moom mooy lan mooy nee na xam nga dans son livre que Mame Borom Touba durant son séjour à Mayumba partageait une grande chambre avec des soldats dont il bénéficiait d'un abri et d'un cadre sécuritaire malgré quelques nuisances léegi Mbaye Gueye Sil ñëw tourner wax gi daal di changer wax gi ne leen non xam nga 2392 millimètres non xam naa mètre cube d'eau lan bëggoon wax 2392 mètres cubes d'eau de pluie moyennant actuel moom moo doon tuuru si kaw Serigne Touba ba muy nekk Mayumba ce qui suppose que Serigne Touba vivait en plein air dans la forêt comme certains xam nga bon wax gi bon en grosso modo mooy gars yi dañoo ne Serigne Touba ba mu demee Gabon daa nu doon fanaan si mbedd bi daa amoon néeg mook soldat français yi sax tubaab yi ñoom ñoo doon fanaan ñoom ñoo ko joxoon sécurité toppatoo ko même su dee y avait des petits problèmes yoo xam ne ni que mooy petite nuisance quoi ay affaires yu ndaw yu ko doon sonal comme lu mu mënuloon dagal mais ñoom ñoo doon fanaan keneen ki ñëw daal di ne non Serigne Touba moom buñ ko yóbbee Gabon di naan Mayumba nee na foofu noonu gars yi duñ ko foo bàyyi moom kese moo fa nekkoon xam nga di dox mu am plus de 2300 xamuñu mètre cube mooy lu ndox sotteeku si koom si taw Gabon moom ku ko xam-xam ni que day taw loolu moom maa leen ko mën a firndeel Gabon fu ma tegul sama tànk biir Gabon amul non tous les 9 provinces dama ko def du Mointogoue au Basse-Ogooué du Welentem comme nu nga koy waxee xam nga ba si waaw les forêts tropicales dama ko dugg xam nga dama ko doon taxawaalu Gabon moom laa mën naa sax ne fa laa gën a miin sax que Sénégal bii may xeexal quoi waaw foofu laa gën a miin que Sénégal parce que là-bas j'ai fait toute ma fougue wax gi ma Samba Diop moom moo wax dëgg moom waaw Diop Dagana moo wax dëgg Serigne Touba buñ ko yóbbee Gabon kenn sàndiwu ko si mbedd bi Serigne Touba ba mu àggee Gabon tubaab bi daf ko tëjaat encore si ba pare boole kook moom en fait pour vous comprendre tubaab bi moo colonisé surtout français majorité wu yenn partie dëkk yi francophone yi Gabon est un pays francophone était colonisé par la France donc à l'époque bu ñu koy jëlee fii lu tubaab bi daf ko jëlee de son pays dénk ko beneen gouverneur à l'époque aussi au Gabon y avait les Français yu fa nekkoon tamit nekkoon seen affaire de colonial
mu amoon tamit gouverneur ñooñu ñoo fa nekkoon doon xeex ak nu naan le roi Denis Rapacombo ay roi Ncororé ñooñu xam nga yéen Sénégal du nga leen xam yooyu waa Afrique centrale la ay Denis Rapacombo ay Ncororé xam nga Léomba sax bu ñëw maamam sax moom si ay roi looloo taxoon ba affaire yi ñëwee nu daal di dem jël ko moom daal di ko ñëw teg mu nekkoon le premier président du Gabon qui n'a même pas fait xam nga 3 ans kii balaa Omar Bongo kii di ñëw def fa benn coup d'état sàcc ko yóbbu ko si àll bi sànni ko tubaab bi daal di wax ak moom naxate mu andiwaat ko léegi nu naxataan tuuti saa waay bàyyi état bi daf ko kidnappé Bongo da ko jaay prek mook tubaab bi après saa waay mandaam jeexul daf ko woo fal ko bàyyi ko daa noonu la Bongo tudd Roger Albert Bongo xam nga léegi nu daal di doxal foofu noonu nu ko wàccee benn rek fu nu ko wàccee benn mooy pont bu leen woon bu ne fii la Serigne Touba wàcc ba mu àggee Gabon muy pont ba sa Libreville pont boobu noonu sa Libreville moo nga sa Montagne Sainte foofu mu nekk sa Montagne Sainte moom leen naan bord de mer ñii naan ko bord de mer ñii naan ko Air France ñii naan ko immeuble Cristal xam nga ñii naan ko immeuble TV plus foofu mooy entrée wu Montagne Sainte 0 mètre soo xoolee sa droite da ngay gis lu naan palais de la République nga xool tuuti sa gauche da ngay gis lu naan armée de terre yaa ngi comprendre foofu noonu soo avancé tuuti nag jël sa gauche jël tali bi yëg da ngay dem bu naan affaire étrangère dégg nga léegi nag côté googu noonu yëpp côté googu noonu colon yi ba du ñëwee foofu la nekkoon parce que tey jii ni exemple bu gën a ndaw suñu palais colon bee ko tabax ñoom tamit seen palais colon bee ba tabax donc jamono jooju ñoom foofu la nekkoon armée de terre ñun lan leen def mooy ba indépendance amee ñoom dañoo dem bàyyil nu ñoom lu nu moom ñu ñëw dëkk si donc ça là c'était des bâtiments qui étaient là même depuis cette époque de 1920 kii nangam bâtiments yooyu ñoo ngi doon exister avec des buts bien précis Montagne Sainte tey fu nu tabax jumaawu Serigne Touba bi ñu tabax ko Montagne Sainte ne foofu la garab bi nekkoon soo ko xoolee mook armée de terre bi nu ngi koy waxee armée de terre bi sorantewul parce que montagne la loolu tax naan Montagne Sainte léegi armée de terre bi foofu noonu foofu légion française moo fa nekkoon parce que c'était juste à 0 mètre du palais loolu lépp c'était les français ñoom ñoo toogoon foofu pour gérer Serigne Touba bu ñëwee foofu leen ko joxoon nekk léegi moom su doon yeewu su bëggoon julli bëgg a def kii de comme tubaab yi ñoo fa ëppoon ñoo fa nekkoon da doon dox si biir Montagne Sainte léegi si diggante foofu ak Montagne Sainte fu nu def jumaa benn montagne da doon dem foofu noonu nu def jumaa benn garab ba fa amoon am tuuti dafa doon fiix si kaw la nekkoon foofu la doon dem julli ji su jullee toog foofu noonu def ay affaire am ba kii suy commencé timis wala kii mu wàccaat ndànk mbartal bi daal di dem dugg ji si néegam histoire bi fekk na nu ñun foofu ba Gabon Montagne Sainte looloo tax ñu tuddee ko Montagne Sainte parce que léegi waa village yu dëkkoon foofu noonu leen ko xamee tubaab yaa ngi doon dox moom da leen ñoom moo leen jaaxal dañoo jékki-jékki gis benn nit ku sol yu weex di jékki-jékki moom daal saa yu gars yi matin mu jugee nu ñu koy waxati si camp bi daal di yéeg romb ñëpp xam nga daal di dem ba si taatu garab bi toog ñag yi mooy loolu. C'est qui? C'est un marabout, c'est le marabout, c'est un homme saint, c'est un homme saint. Oh, c'est un homme saint, c'est le marabout, c'est le marabout. Ah, un homme saint. Donc, il va toujours dans la montagne là pour prier sous cet arbre-là. Oh, on va appeler cette place-là la montagne sainte. Montagne sainte. Bam. So, maintenant, pourquoi on appelle ce quartier la montagne sainte? Ils vont te dire ça à cause du grand marabout. L'histoire est là. Yaa ngi comprendre. Serigne Touba, bu ñu ko jëlee yóbbu ko Mayombe, bu ngeen di naan Mayombe. Mayombe tamit foofu c'était le 2e détachement de l'armée française bu géré woon Port-Gentil xam nga lu ko jëlee Port-Gentil ba le Bassogoué yóbbu ko Mayombe la nekk te foofu noonu l'histoire elfe nag ku xamul yooyu affaire Serigne Touba ba histoire elfe ñu xam sax léegi tuuti politique soo xamee histoire elfe xam nga fan la jóge Port-Gentil ñoom ak seen affaire bi foofu la base bi jigoon te loolu c'est une histoire boo xam ne c'est très longtemps gars yi ay mbaam leen nu jàppee ñoo di raconter seen mer donc nag wax gi moom mooy Serigne Touba yóbbu nañ ko ba Gabon mais sàndiwuñu ko si àll bi xam ngeen keroog maa leen doon sànni wax naa leen waa lu tax ñëwalul boppam loolu sa waloon na leen yee ni ko Serigne Touba suñu demoon ba sànni ko moom kese si àll bi mu gis yoon bee ki ni nangam nee naa la yow mii kese nit ki boo noppam suñ la tegoon fenn malgré ni ko xamoo fooy dem di nga jéem a dox dem ñibbi wala di jéem a dem gisi ji say mbokk mais Serigne Touba lu tax ñu téye ko fa 7 ans 7 mois ñëwaat fekkaat ko même place c'est parce que buñ ko fa yóbbee daa am ñu ko dénk ñu ko doon xool tamit loolu moo ko waral mënul bouger 0 mètre fu ñu ko bàyyi foofu lañ koy fekk parce que daa am ñun la dénk loolu nit tamit day yor xelam di ko matal
tey jii nii yow amoo xam-xam amoo kiraama doo def dara su la sànni woon si àll doo toog si place bi da ngay toog xaar nu jël si la parce que xamoo foo jëm di nga góorgóorlu même su dee kii sax même tu vas tenter le tout tu vas prendre une route di nga dox. donc Serigne Touba suñ ko sànni woon foofu te kenn nekk fa il était dépourvu de lui-même moom kese nekk fa dina jéem a sax tegu si yoon bi jéem a ñëw ba nga dékk-dékk nu daan ne kat dégg romboon na Bénin wala romb na Dahomey bi wala romb na Togo wala romb na sax xam nga Tchad wala àgg na Nigéria wala jaar na si Afrique du Sud même su xamulee les 4 points cardinaux mais dina jóge fu mu nekk ba atterrir fenn mais saa waaye point lañ ko bàyyi dem 7 ans 7 mois ñëw fekkaat ko point yëkkati ko dugal ko si bateau yóbbuwaat ko si point bu ñu ko jëlee c'est parce que daa am fu ñu ko dénk te kuñ ko dénk daf ko toppatoo ba mu jaar yoon bàyyi yan c'est parce que lu moo tax suñuy wax toujours gars yi dañuy am ay affaire ni parce que bëgg ngeen nu créer Sénégal ay kiraama nee naa leen nag créer Sénégal ay kiraama c'est impossible on ne peut pas le faire sama gars yi kiraama yi nu bëgg a créer Sénégal pour daal di fier si suñu bopp yëkkati suñu bopp mu nekk ay kiraama imaginaire c'est impossible duñu wante dëgg on doit être on doit être vrai envers nous-mêmes on n'a fait aucune révolution on s'est pas battu pour ça defaguñu fi dara affaire bi du ay wax donc nag on est mënunoo toog créer suñuy fen de tout pied teg ko fi daal di ne ñëpp du koy gëmee noonu toppee ko noonu par force parce que rek on veut être fier on veut faire partie de l'histoire si on veut faire partie de l'histoire on doit se battre et bien faire l'histoire mais on ne doit pas créer des mensonges pour le mettre dans l'histoire parce que tey jii nii gàcce la tey jii ñun suñu biir sax nu am de ko ti histoire na la ay histoire yoo xam ne kenn mënu koo tontu histoire yoo xam ne kenn mënu see wax histoire goo xam ne kenn mënu koo kii ba pare nu bëgg ñun nu véhiculer ce message nu véhiculer cette histoire ñun suñu biir bay mais keneen su jógee si àll bi laaj ñu nun koy wax ñun suñu biir ni si juddoo màggee si nekk si ba tey jii nii taxaw dara leerul ñoo ngi koy laajante suñu biir mënuñu see tontu ba pare ñun nu bëgg koo jël promouvoir ko yóbbu ko mais léegi yow ku la laaj ci mbedd bi loo koy expliquer maanaam ni ko ñun suñu biir rek y a des lacunes y a des problèmes y a des zones d'ombre sama gars yi yéen ñii di bind xooloo tey dama leen truc xam nga lu naan truc dama bëgg ngeen góorgóorlu tey xam ni que tey du ma leen sax li jënd dama kaa bañ ba soluma gillee gis ngeen ma bañ naa ko ba soluma ay verre voilà donc tey bind yu ñaaweeg bind yu ñàkk fay day mënuma leen gis lu am fulla rek laa mën a gis tey jii nii si beneen gaam laa ñëw wàcc ñëw toog góorgóorlu leen ngeen wax ma lu am fulla moo gën wasalaam quoi tey maa ko tey ba soluma sax gillee pour di fi nekk di jeex di lijjanti lu noow sens ak lu noowul sens tey jii nii lu am fulla rek laay wax tey moom ñu am fulla laay waxal nit ñuy wax lu am yoon waaw tey commentaire yu may lire mooy commentaire nit ñuy wax fulla nit ñuy ñëw andi débat nit ñuy ñëw xolal au moins si yokk benn pas tey moom comme ni ma ko waxee benn kafaar xam nga souvent maay jàpp kafaar yi parce que daf ma neex man si yéen laay liggéey si yéen laay jaamoo yàlla si yéen laay comme ni ma koy waxee laay barkeeloo di am tiyaaba di sotti yiw mais tey moom dama leen wàccee gaal bi tey moom benn kafaar du doxle benn kafaar loolu moom géej naa ko si samay waajur waaw géej naa ko si samay waajur tey moom boroom xel yi laay waxal waaw Aboubacry Sadikh non histoire inachevée kay déggoo lu ma la wax mais histoire inachevée là non histoire inachevée vie inachevée projet inachevé seen projet université inachevé hôpital à demi construit à enseignement inachevé ma ne la lu inachevé bëri si gars yi lu inachevé ñoo bëri moo tax gisoo sa seen njaxasi inachevé tissu inachevé dara matul soo waxee ñu naan non da doon non seen dara matul xam ne nu mu fa demee quoi dara matul rien est achevé gars yi kay leen rek leen achevé mooy 33 66 gosses 145 petits-fils wow ay saay arrière petits-fils yi moom ils ont peuplé Touba a été peuplé seulement par un homme xawma par deux hommes par waaw non suñu continuer nii nee naa la ay dinañ commencer laa la wax koo dem ñaani wala soo deful attention tu vas te marier avec ta sœur de wala ton frère gars yi ñuy jur di teg di sànni di teg di kii di teg léegi gars yi dinañ commencer génn Sénégal pour takki jabar surtout loolu noonu ay races yu bizarre leen nar a créer mongol yu bizarre leen nar a créer si dëkk yi mongol yu fen
xam nga mongol rek d'abord c'est mongol amul benn problème yàlla moo koy nattu tegal ko nit xam nga dañuy seen xol yi nag dañuy laabiir mongol xol bi day laabiir dañuy baax dañuy ree duñu jàpp mer mais bu si gën a bon mongol buy fen moom laay la onze billahi jaam en tout cas tey daal comme ni moo ko waxee tey c'est le jour de nit ñu am xel nit ñu am xam-xam tey je veux un peu de xalaat tey damaa sonn si saagante beeg wax yi tey moom dama bëgg ñu may yokk xalaat donc boog borom ñoom xalaat yi laay waxal borom xam-xam yi ana ngeen borom xam-xam yi tontu leen nu dimbali leen nu waay sonn nañ de juróom weeru saaganteeg no sense jàng nu fi dara jàngal leen nu tuuti nu mën a avancer waay dimbali leen nu ngir yàlla juróomi weer naxtaan sunu ndey yi sonn nañ sunu baay yi sonn nañ sunu maam yi tout est passé dedans ndeyam jàngu nu si dara on a rien appris rien waaw moo tax daal comme nu ma koy waxee rek tey moom ngir yàlla wala rasulillah au moins 18 safar sax nu mën nu koo leeral quoi 18 safar xam nga nu mën a comprendre lan mooy 18 safar quoi lan la ñuy màggal départ arrivée Faidherbe la ñuy may tànn béer wa ilaa c'est pas quoi ah xaaleen ma bloqué Sidi Mokhtar bi anam lii laa gën a bañ gis ngeen épingle boobu noonu lii waral ma koy bloqué lii nii laa gën a bañ si àdduna lu tax ma bañ lii moom mooy kon ma koy waxee sama page may xool lu ma neex ma wax si tànn ku ma neex ma wax si man maay tànn sama kii maay diriger sama page instant gii nii du ay page yu ñëw wax si ay nit wala lijjanti ay nit wala ay affaire di kii ku nekk am nga sa page ku nekk xam nga foo koy lijjantil sa bopp man instant gi samay question laay lijjanti dimbali leen ma si question yi bloqué bam voilà lii bokk na si lu ma gën a bañ sama àdduna ñëw kër jàmbu ne la toggal ñëw fekk la sa kër ba pare ne la toggal lii ne lii ñëw fekk la sa kër ne la waa am toggal maa fi yaa ñëw fekk ni ki këram ba pare di ko wax lu muy togg nag moom mooy loolu quoi sama gaay 18 safar bi bokk du ñu si tontu comme ni ma ko waxee rek gaay yi moom du ñu mun soo tontu de waaw gaay yi de moom comme ni ma koy waxee saa su nekk moom tontu yi daa mel ni ay comme ni ma koy waxee tontu yi 7 tonnes et demi quoi 7 tonnes et demi wu tontu yi daa mel ni dafa diis de ay question yi de moom diisul question yi sont simples et claires ay waay 33 jabar lu si diine wax ay waay 33 jabar lu si diine wax pourquoi mu metti noonu pourquoi mu metti à ce point hein 33 jabar ñett yu bokk ndey ak bàyyi nag foofu nag moo gën a dee waaw lu ngeen di réew lépp di ko jéem a teg si yonente gi di der gi ak seen réewaande ak seen xamadi xam nga ni ko yooyu yonente bi du ko def allahumma salli ala sayyidina waxuma sax yonente bi loolu ceddo sax du ko def ceddo sunu mbokk ceddo yi léegi noo mbokk ceddo la lu leen munti yàq takkandoo ñëpp si benn kër mbokk ceddo yi xam naa ne am na ñuy seetaan tontu leen ma nag ndax di ngeen ko def parce que loolu sama xam-xam soriwul ceddo yi lu ngi leen di yàq yëpp di ko teg seen der yi di wax seen bonaay di wax seen kii di jéem a kii gënalee seen kii ak lu nu munti wax ceddo yi est-ce que ñoom dinañ takkandoo sa ñett si benn kër takkandoo njaboot lépp quoi en fait ceddo yi yéen xam nga suba am naa ñu siy seet tontu leen nu waay man de j'y comprends rien de waaw sunu mbokk chrétien yu ngeen di jéem a sànni xeer suba naan kii nangam duñ ko def juif yu ñuy wax tamit duñ ko def waaw léegi nag yéen seen biir
non 3 yu bokk ndey ak baay loolu nan la am na nu ngi koy waxee tey si olof waaye moo boobu rëcc na ma am na nu ngi koy waxee quoi mooy même deret bu jur xam nga même deret bu jur quoi xam nga am na nu ngi koy waxee quoi même deret bu ànd jom na nu ngi koy waxee Omar Jom Omar xawma ba mu ne pourtant waroo bloqué kenn comme si que règlement de compte nga nekk su fekkee dëgg moo la tax a jóg encaisse ñëpp yow Omar usal bi usal nii da ngay use nii déggoo ma de xam nga da ngaa ne dëgg mënu ànd ak mbalit kër su tilimee duñ koy salte kër su tilimee duñ koy bale salte su feesee si bërëb duñ koy puus continuer lu baax li ceeb duñ koy tànn balaa di ko sóor légume duñ koy raxas balaa di ko sóor soo bëggee ceeb bi set comme tu me parles de quoi parce que rek dëgg laa nekk kii donc je dois accepter non segg bi nag su amulee kenn du xàmmee waxkatu dëgg yeeg doxkatu dëgg yeeg ñu nekk si dëgg parce que léppay jaxasoo si biir mbaxal lay doon ab salade te si biir salade am na ñoo xam ne xob bi leen si soxla duñ lekk soble am na ñoo xam ne duñ lekk tomate xob bi leen si bëgg ak soble bi am si ñoo xam ne marinade bi bëgg na ko si wala ku nekk ak nu muy doxale yaa ngi comprendre fu may waxee boo tax ma dee la fii sama gaale la voilà balaa ngaa mën a am sa mot à dire sax da ngay mën a góorgóorlu si réponse yi wa ilaa nga tëj sa gat nga déglu lu nit ñi di wax wa ilaa nga ñëw wax waxu nit léegi nag su nekkee nag waxu dof ay waxu saaga ñun on n'est pas là pour di saagante wala di wax waxu dof su ma bëggee def waxu dof wala saagante damay ubbiwaat beneen page tuddee ko neneen su ma fa duggee foofu ma def fa yëfu dof wax fa yëfu dof yaa ngi comprendre su ñu bëggee wax si nit une telle personne wala une telle personne du ñuy jug benn wax si pare si on avance on n'est pas là pour di perdre sunu temps si benn nit mel ni ko kookoo nu yoreel dépense wala ki te fekk kookoo nu gën a sonn on n'est pas là pour ay kii ki benn non ñun suñu jógee dañuy wax pam on a fini on avance léegi nag ku bëgg nag def ay affaire ay règlement de compte am na fi page groupe yaa ngi seen règlement de compte yi de xam ne ne xamante ne leen juste va faire ton ralliage wala xawma lan et tu te gères ñun fii nii nu toog instant gii nii lenn rek que nu soxal ñor nu dugg suñu xol coppati ko mooy tontu yi ku si góorgóorlu laal nu instant gii nii loolu la ñuy waxtaanee juróomi weer force lu nekk dégg si lu ne toog nag di si naxtaan comme boog nag ngir yàlla wala rasulillah yokku leen seen bopp jom te jomu tuuti góorgóorlu si wax gi te tontu nu moo gën. parce que boobu ba léegi Serigne Touba suy dégg lu bon sax seen reewande bii ngeen fi andi moo waral Serigne Touba di ko dégg parce que comme nu ma ko waxee rek ñun man commençant par man du ma saaga seen ndey mënumaa ñëw di xeexal suñuy waajur xeexal suñuy askan ngeen ñëw conseen kon boobu parce que da ngeen di nelaw da ngeen jaaxaan di saw may saaga seeni waajur non defuñu leen dara ëmb nañ leen juróom-ñeenti weer sonn nañ si yéen jur leen yar nañ leen def nañ si yéen dara yéen a conseen bopp bàyyi leen fi dem di uti ji waajur feneen di uti ji leneen feneen ma ñooñu tax fii nga ñëw fi di saaga nit ñi lay waxal ñooñu lay xorom seen lu bon parce que ñooñu moo c'est encore une autre preuve que ni ñoo handicapé dëkk bi téye leen mënoo leen liggéey dëkk bi yàq leen transformé leen ay saagakat suñu leen bàyyee dëkk bi yàqu suñu bàyyee dëkk bi yàqu quoi parce que c'est ça le problème gars yi liggéeyuñu yettunu yarunu bàyyinu xeexunu dëkk bi ba pare ngemboo saaga et c'est ça notre héritage c'est comme ça qu'on va marcher lii ku toog sénégalais bu toog bu ko seetaan après nga ne yow sénégalais la tax a jug ëllëgee ngay jooy comme nu ma ko yàgg waxee rek da ngay toog sa doom mooy xëy 3 ans 4 ans nekk si kër gi di la yaa di la romb ni nga soxla ko yónni boutique ba sax wala nangam doo ko mënal dara sëñ bee ko yor moo ngi si suuf taatu baasee di expliquer toog di expliquer soo waxee gars yi toog fi di jéem a kii saaga leen nee naa leen saaga du deñ si saaga ngeen falee seen tarixa bi mënoo leen changer lii ngeen def seen mënin la saaga bi du wees yéen a ngi def seen mënin
parce que fii leen fi toppoon naan dofi ba ngeen mer gisoo tout dernièrement vidéo génn aboo naan sàqu leen jàmm nu naan dañuy xuuxale sàqu leen jàmm sëñ bi si joxee ndigal bàyyi faal yi ba nu génn du baax génn leen yéen da ngeen mos a dugg sax bay génn man looloo ma jaaxal nu naan yéen mel ni ñu mos a dugg ñoo xam ne si mbedd bi la ñuy fanaan ñu mos a tugg bay génn yéen ñoo leen di gis de xam nañ ñaata ngeen toll yéen a vous êtes dans le décor du Sénégal du leen di gis ñoo vous êtes là dehors fu yéen a ngi si biti di léegi quoi génn leen lu ngeen di def vous allez foutre quoi lan mais c'est bizarre quoi gars yi da ngay wax nuy ñëw du la expliquer affaire u daanu sareet ak di wax ay waxu picc ay waxu kii ak ay waxu kii day non sa yaay cagala ma ne leen sama yaay na tëdd ak góoru àdduna gi yëpp déggoo lu ma leen wax na tëdd ak góoru àdduna gi yëpp mais lu si wóor seen bàyyi laalagu ko seen yow doo ko laal ñaar yooyu dina ma leer ba pare nag question yi taxul question yi changé lu leen mën a bégal man lu leen bégal ak lu leen kii man loolu laa leen ne lan moo leen mën a bégal comme ça ngeen tontu ma loolooy wax gi sama démb dégg naa fi benn tour wala ay affaire yu nit ñi di jéem a garaawul nee naa leen Baye Fall loolu sax neexul man maay caga bi sax booboo gën a dee xamoo ma la sama yaay caga sama baay caga man caga sama famille ñu ñëpp ay caga leen léegi voilà man mii sax déggoo lu ma la wax laal naa ñëpp lépp laal nen ma booboo gën a dee déggoo lu ma wax léegi qu'est-ce qui peut vous faire plaisir si wax gu bon quoi pour ngeen mën nu tontu c'est quoi qu'est-ce qui peut vous faire plaisir pour ngeen mën nu tontu ngeen xam ni que lu ngeen di wax farajewuñu on s'en tape ñun lu ñuy xam nañ ko lu ñuy dund dong koy dund on n'a pas de compte à rendre à personne suñu vie wala vie wu keneen wala keneen ça nous intéresse pas kenn wootewu fi man je m'en fous si koo xam ne ni que wootewul tarixa wala wootewul kii wala laalul si nguur gi on s'en tape mais képp ku laal si nguur gi woote fa yàlla dinaa wax ak yow je m'en tape de tierce personne dàq jël sa dépense wala di jëntil sa bopp yaa xam man nee naa leen di ngeen ma tontu de man rek ngeen di tontu man man rek ngeen di tontu ak jàmm ak salaam man rek ngeen di tontu man tontu yee ma soxal man billahi wallahi wal kitaabi sax laa leen wax nii su neewoon sa dëgg may dund sama ndey di dund nii bokk pour mu gën a dee ma xam ruqam bu muy taxaw sax bokk nekk caga may romb gis ko client mu tëdd sax di kii nangam wala muy def lu ko neex wala naka su dul noonu je m'en tape loolu moom la concerné yaa ngi comprendre ay taatam la moom moo koy joxe mooy kii je m'excuse aussi pour thème sama ndey la war naa kaa wormal mais samay question man maa concerné maa posé question yi du changé su ngeen demee tëb kii ni nangam nee naa leen seen musiba la rek yokk musiba la si seen problème parce que à la fin on va finir avec ce problème Moussa Camara doomu caga bi nu ne leen waaw doomu caga bee laajte question yi moo leeral yoon bi waaw Moussa Camara yaayam caga bee kii nangam nu ne leen waaw bàyyi man pour man lu ngeen di def nii à la fin c'est une fierté billahi yàq leen wax leen teg leen kii ni nangam mais à la fin dooma xaraam boobu ngeen di jéem a teg dara moo leeral wax gi mooy waxtaan si wax gi c'est une fierté pour man loolu rek ndimbal la loolu fu ngeen ko waxee sax moo même sama ndey su nekkoon sax lu ngeen wax na ngeen wax ko ndimbali naa sama ndey dimbali waale naa sama askan lépp nu jaar fa déggoo leen da ngeen góorgóorlu leen si tontu yi góorgóorlu leen si tontu yi man lu ma leen wax nee naa leen sama gaay di ngeen ma tontu de à n'importe quel détriment vous allez me répondre à n'importe quel détriment nag bàyyi n'importe quel détriment au détriment sax que je ferme ma gueule déggoo lu ma leen wax de yeneen booy ñëw tontu bi dina génn incha allahu bu soobee yàlla tontu yi dina génn tontu yi dina génn de waay la yoon gaay da ngeen di sonal seen bopp rek ngeen di sonal seen bopp rek ngeen di sonal seen bopp rek mën na di ngeen ma tontu waaw yenn doobaraam non tooñ baaxul balaa noo mën a dégg arab nag wala génne ay bayit nga commencé wax tooñ baaxul yàlla nee na ban yàllaa ko wax Serigne Touba nekkatul yàlla
non mais gars yi sont formidables quoi yéen nu leen di wax waxu yàlla ka leen lan la yàlla wax yàlla nee na nii ngeen ne déedéet Serigne Touba mooy yàlla moo yonent moo leen di ràmb moo yóbbu àjjana léegi tey nii waxtaan ba si bi ngeen ne ma tooñ baaxul bëgg maa génne ay béydu alxuraan naan ma yàlla nee na ma yéen kan ngeen di réer kan ngeen jàppee fou loolu da ngeen dem wax ko naankatu kafe yi man je ne suis pas bête man nee naa leen 1 + 1 = 2 sooy wax ak man da ngay wax ak man lu clair ma dégg la loolu soo ma bëggee jaxase damay toog ne la ça non on ne mélange pas les choses vous me parlez de quoi man je suis perdu là je suis ébasourdi kaay leen nu wax fa yàlla lan la nu yàlla santaane lan la yàlla wax alquran lan na lii la ñu dem si gars yi bañ lu leen neex lu leen ñor si alquran bi la ñuy tibb bëgg la ko user sa mind suñu wëlbati ko ba use sa mind nga giif nu génneel la ay xasaayid ay waxu picc ay xasaayid yoo xam ne ay waxu teggi yàlla weddi yàlla dernier xasaayidu sëñ bi ay waxu picc la loolu tamit dama koy leeral tey xasaayidu Cheikh Ahmadou Bamba Ba ku dem avant ñu yóbbu Touba loolu lu jaar yoon la ku nu andi ba mu jógee Touba lu mu bind ay waxu picc la dafa doon naan ay ricles am di ko bind loolu moom mooy point d'interrogation bu nu wala dem lijjanti ji encore point barre léegi nag le deux truc mooy gars yi man seen interprétation moo fekk seen wax moo fekk sëñ bi mooy yàlla sëñ bi mooy kii mooy ràmb kii mais ñoom suñu deewlee sax suñu deelee xoolal keroog vidéo ñaari xale yu dee seen affaire kii affaire boobu Touba sa kanam waaw kii nii nangam ndogalu yàlla la waaw sëñ bi de kii nii nangam waaw ñi ay jàmbaale dañoo liggéeyal sëñ bi ay keneen def waaye lépp lu si mu def ndogalu yàlla après man un moment je m'arrête comme ça damay jàpp sama dama naa bon maintenant je suis perdu quoi lépp lu si baax kii nangam sëñ bi la mais heure faatu bi jël bakkan bi nu delloo ko tegaat ko encore ndogalu yàlla ban yàlla la ñuy wax foofu noonu encore may jéem a analyser pour xool du nekk mukk yàlla Serigne Touba boobaa yàlla commun bi la ñuy wax parce que soo waxee nu dem jël si alquran naan la yàlla sax nee na si alquran wal fax bi gi di wa saxaba bla 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 kii ni yaa moom génne ñëw teg laa gaa yi xam nañ alquran léegi kaay leen nu leeral ko yaa un hic pourquoi cela pourquoi cela pourquoi jouer à double rôle si bopp nit ñi léegi daa am ñaari yàlla wala yàlla buy defar affaire yi aaj la ki yëpp nekk Serigne Touba si kaw suuf lépp lu baax ki naa mais soo deewee nag ngay soog a wax nag si yàlla suprême non j'y comprends pas man souvent je me perds si seen i wax dañuy wax ba pare daal di ko jël daaneel ko fa yàlla wal ngeen noo leeral voilà comme nu ma leen ko waxee woon nag gars yi nee na ñoom duñu ay murit kii kay duñu ay Baay Faal kii kay jullit ay murit leen léegi nag comme que nag duñu ay jullit ay murit leen ñun julliti wal na noo lijjanti suñu bopp quoi ñun julliti wal na noo lijjanti suñu bopp bu baax nekk leen ci rek am leen Père Noël day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a bàjj na rek nag bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn am na mu nu boole sëriñ bi ndax sëriñ bi nu booleel Père Noël nekk leen ci rek day gën a neex rek di gën a baax di gën a sell di gën a bàjj na rek nag bu leen geesu bu leen taxaw bu leen déglu lenn lu di jëme ci lii fa tabarakallah noo ngi leen seen sant suñu borom nag mi nu boole sëriñ bi ndax sëriñ bi mi nu booleel waaw di wax ne karaama mooy alquran te loolu lu leer la du neex a leeral ndax mooy ki doon nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi karaama moo doon alquran kon moom karaama mënut doon leneen du alquran kon loolu mooy ndigalam li mujj ku bëgg a jëriñu fii ak fa nga jëm mën ngaa jàng ci xasida yi waaye nag dëgg lay karaamaam weesul alquran kon moom soññam ci alquran la jëm na ci nit ñi bàyyi xel
yii xew-xew yu dul jeex yi événement yu dul jeex yi tardel askan wi képp la jëmale wut taalibe yi fenn sëriñ ci business lañ ko def business la kenn ku ci ne dangay wut sa business képp la taalibe yi nañ dem jaamu ji yàlla dem jéem a gëstu ji sëñ Tuubaa jéem a xam lan mooy lislaam ni wut cee topp xam la sëñ Tuubaa doon jànge ñu jéem a topp ci loola sëriñ ci seen bopp képp lañ ne tardel askan wi ci lañ ne xew-xew yu dul jeex yi jëmut fenn maagal Touba gi ñii ñu ci sonne nit ñi di bàyyeekoo fu ne dem Touba sëñ Touba jàngalewut loola sëñ Touba fu waaye ne nanga ko fa defee na wax dem nga ñuy dem dajale Touba di ndigalul loolu ku ko defit defoo ndigalul sëñ Touba te ku am xel tey xaar xam nga ne la sëñ Touba digle woon mu ëpp mucc foofu lii ñuy def tey ndax léegi màggal gu lu ne nga fa jaxasoo baag ñool lu yaag lu ne nga fa te sëñ Tuubaa lam digle moo ëpp mut ndax loolu moom du ci am benn responsabilité nit ñi ku leen woo ba sa kër suñ ñëwee luñ fa def nga am ci wàll sëñ Tuubaa defut loola na kenn ku ne toog sa kër santale ma yàlla wax naa ko fi ba sonn lu fa waaye def it moom santale yàlla la woote soo fa defee leneen yow la waaye su ma la wooyee da nga ñëw nag loo fa def ma am ci wàll man mooy gaag lu nee fa ne loolu nit ñi xam nañ ko kon dellu leen te la sëñ Tuubaa digle woon mooy seen jàmm tey mooy seen jàmm ëllëg te loolu ndigal bi te moo wax laa tafaalu shay'an bi ghayri iznin fal iznu shartun fii qabuli sha'ni yenn saa yi da nga dégg taalibe yi di wax naan lu sëñ Tuubaa amul bugguma léegi nag leer na lu sëñ Tuubaa amul buggu leen kon bañ leen yoonu murit kon yoonu murit moom du yëfu sëñ Tuubaa te lu sëñ Tuubaa amul buggu leen loolu moom bañ leen ko xilaafa gi it bañ leen du yëfu sëñ Tuubaa yi ñu fi tëral la organisation képp la ni fi tubaab yi nekkee woon jàppee nit ñi jaam buur yi nekkoon fi jàppee nit ñi kii tubaab maa jàpp nit ñi otage ci loolu ni diine lu jàppandi la dañ leen di téye lu nit ñu yónni leen si ngeen nekk ci di dox te munuñ leen a wax lu leer ci yàlla loolu mooy li wéet lu mel ni mi di laa wax la sëñ Tuubaa daan def ci ñoñam soo su dee ñoo fi nekkal sëñ Tuubaa ne nañ ko def ci seeni ñoom munuñ ci leen wax rek sa fi ne munuñ ci leen la sëñ Tuubaa daan def ci ñoñam munuñ ci leen ku leen topp it dañ lay tàddel kenn mënta def dara ci yàlla te amoo ndigalul yàlla ku amul ndigalul yàlla mënoo def ci kenn lenn dañuy benn ndigalul yàlla nekkul ci ñoom daraay ndigal amuñ ko kon lii nañ ko bàyyi xel te déglu ko yi fi nekk tappale képp la wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah tabaarkalla macha allah yal na yàlla sàmm dëgg du romb nopp te dëgg rek leen bëgg dëgg waaw lu yàlla bëgg la waaw dëgg lu yàlla bëgg la de si ginnaaw tamit nit ki nag tamit pare changé nit ki pare soppeeku loolu tamit de lu baax la loolu de lu moom comme nu ma koy waxee rek lu baax la si ginnaaw nit ki bëgg a soppeeku waaye nag comme nu ma koy waxee rek dafa am ay dooma xaraam yoo xam ne ni que ñoom paree gu noo changé comme nu ma leen koy waxee rek paree gu noo changé paree gu noo nekk nit paree gu noo xolal déggoo lu ma lay wax daa di jaamu yàlla dellu si seen bopp ragal yàlla paree gu nu ko mais fii ngeen nuy fekk parce que wax naa leen ko ba sonn wax naa leen ko ba sonn nee naa leen gaañ gis ngeen Serigne Touba bii ngeen di woote ñu bëri di toog di wax di expliquer waaye gëmmunu lu tollu tarafat ay nii yu waxu Serigne Touba wala Serigne Touba gëmmunu ko ay saa gi nii lenn leen tal lenn moo leen kii mooy seen poche ay naafeq leen ay iblis ay seytaane ay dajaan ñoo fa toog ay vrai waay yow kéeféer ay kéeféer yu bon dunoo muuroo liggéeyu jàmbur ñëw toog si place u jàmbur di fen di duul Serigne Touba liggéeyam ba toog sonnam bàyyi tubaab bi këlti ko bàyyi ba mu wàcc liggéey gaan ngeen wala dem ñaanal ko
xam nga góorgóorlu topp si ay trasam nu am ay yeneen Xaadimu Rasuul mais non gars yi qu'est-ce qu'ils ont trouvé de bonne affaire mooy rax créer ay anti xam nga jaxasoo dem ak tubaab bi ànd ak tubaab bi jaay seeni nit jaay seen bopp loolu leen mooy lii nii communauté mouride bii c'est des mensonges danoo jaay seen bopp jaay seen askan jaay seen baaw seen ngor ñëw toog sëñ bi nu mu liggéeyoon lépp toog sëti boole neen lépp ak ñoom ak seen bopp ak tout paqueté ko def ko si benn mbuus dem jox ko tubaab bi ñëw toog maa leen wax loolu doomaraam yi nag daa di fi nekk nag di jéem a expliquer di jéem a nekk fii nii di tëb soo waxee ñuy jéem a créer ay waxu daanu picc ay waxu dugg na fii ay waxu génn na fii ma ne la gaañ loolu du fi am loolu dafay wala jeex parce que loolu moo tax moo handicapé dëkk bi moo tax ñenn ñuy accéder si nguur gi du ñuy siisu bàyyi dama leen di wax dëgg de genre Macky Sall yi ak yenn ministres yi ak yenn gars yi ñuy kef nii suñuy accéder si seen i nguur du ñuy siisu tamit c'est comme tous les Sénégalais du ñuy nekk si suuf bàyyi amuñu woon kër di yor ay néeg nekk université di sonn bàyyi di dox di yor ay dàll yu bënn di lang si car rapide comme ñun bàyyi di gis affaire bi ni muy doxee nii si biir dëkk bi ay gars yi di xoolal kumba am ndey kumba ñàkk ndey comme nii ñuy muñ di naxataan ba am bunt moo tax suñu toogee ñoom tamit lu ñuy def nii du ñuy siisu du ñuy dabe du naan comme que nii la xaaral moo dóor tamit sama maximum possible parce que loolu leen gis si leen màgg parce que ñun bëgguñu koo xeex moo tax ma ne gis nga genre Macky Sall yi gars yi nekk si nguur beeg maire yu ndaw lépp looloo leen fi yóbbu dañoo gis seen i moroom di ko def seen moroom doon ko def seen moroom jaar fi def ko nu daal di yàggoon ñoom tamit nekkoon suñu position toog di ko jooy di naqaru ba bis bu leen yàlla wërsëgale nu siisu nu daal di xoolal jaay seen ngor daal di profité nag xoolal rajaxe carte yi loolu rek moo nu dal te suñ si jugul ça va continuer de belle en belle su ku doog da ngay lekk profité lekkal say moroom parce que loolu la gis loolu la teg loolu leen def suñu bopp yi loolu leen màggate soo si jotee rek da nga naan ëpp lii de bis bu ma rawee dootuma si jot comme boo xaaral ma dóor lu ma mën mooy loolu soo waxee gars yi di siisu gars yi nekk fi di kii nii nangam bla non bàyyi na wax gi defaru quoi na wax gi farankulaay na wax gi toog loolu leen wax na wax gi leer fen yu ngeen du fen bu njëkk ba ngeen ko doon fen sunu maam yi fen bi Sénégal la doon toog looloo tax mu màgg sunu maam yi daanu tukki daanu dem fen yi Sénégal la nekkoon duñ ko doon déewante de bouche à oreille bon depuis les années 99 2000 nag moom fen yi dafa commencé di jéggi frontière à grande échelon nag dafa commencé jéggi frontière à grande échelon ça sort dans tous les horizons Australie Chine fépp lay duggee gars yi di yóbbaale fen yi suñ toogee di waxtaan ak ay nit yi tourné ne leen kii gis nga yor sa kii waa lan mooy murit nga toog sa di waxtaan ak ay jullit comme yow nga expliquer yow soo demee ba si biir yow yaay càng parce que ñoom suñ la xoolee nga xool yaa xam ni que am na lu des doo mën a pare si wax gi wëlbatiku ñëw woote daa di ne waa léegi nu mu fa demee nii gars yi naan la ay c'est-à-dire non bu njëkkoo suñu maam yi lu ngeen leen doon expliquer ñoru leen woon ñoom leen naa leen ba son lu leen ñoroon mooy tool ya na taw quoi na tool ya meññi xam nga na jur gi dox quoi ñoom loolu leen taloon wax ku ngeen di wax di expliquer kii nangam leen doon wax suñu yeewoo yenu leen seen i ile gàddu seen njaboot jiital dem sa tool ya lijjanti seen bopp kenn daanul tukki xamuñu woon lu xew si extérieur bibliothèque amul woon lijjantiwuñu bibliothèque télé bëriwu fa woon benn rajo la woon ñu yoroon bëriwul kenn ay am rajo wala ñaar si village bi ñëpp foofu lañ koy dégluwee xam nga gars yi amuñu woon temps yooyu yii nii ñu nekk nii léegi moo tax fen yi màgg mais léegi nag ñun fen yi day voyager ah xoolal maa ngi nii toog waxtaan bi nii en temps direct xoolal fu mu dugg c'est partout dans le monde c'est de la même façon la fen yi di voyager seconde loo fen léegi nit dee ko nit soo xefulee moo ngi Australie waaw bàyyi diw de léegi mu takk jabar maa la ko wax nag mais bu ko kenn yëg mu raccroché léegi WhatsApp ko audio ko takk waaw xoolal àdduna wërgal këpp gars yi jot nañ ko et c'est parti yow nga foog ne kenn yëgoo ko jour fekk àdduna yëg na ko c'est comme ça c'est le monde évolue mais pendant que le monde évolue nous sommes en stagnation laa koy wax wala nous sommes en pesante ñun dañoo stag ñun ba léegi dara changé mënunoo wax année 60 ba tey bu ñu jëlee indépendance ba léegi lan leen def quel est le grand pas qu'on a fait pour le Sénégal amul soo waxee kenn dina fëgg ne la autoroute à péage ma ne la autoroute à péage moo ko keneen dina fëgg boppam ne monument de la Renaissance moo xoolaa ko ne la mais monument bi fu mu si toll moo ko keneen dina fëgg ne aéroport Diass moo ko
baay moo mënu dara si dëkk bi dundu koy appartenir nii rek di wax mais rien ne nous appartient Dakar dem dikk sax mooy loolu Sonatel mooy Orange moo ngi nuy rey ndox bu nuy naan sax SD moo mënu ko rien ne nous appartient rien qu'est-ce que le Sénégal a fait pour elle-même pour sa population pour les Sénégalais même depuis l'indépendance depuis sa boobu 1927 ba fi sën bi jógee avec tout son truc moo dimbali moo andi indépendance moo kii bon quoi ndox bu sell sax nit ñi mënuñu koo naan l'eau potable ndox bu neex ndox bu jaar yoon quoi ah loolu ndox bu jaar yoon sax naan comme bokk am na lu des sëriñ bee ko ana liggéey bi liggéey na comme liggéeyam des na liggéeyam mooy liggéey boo xam ne que ndox sax bu jaar yoon mënuñu koo naan ndox bu jaar tey la dee yi gën a bëri Sénégal mais sëñ su nekk foofu noonu xanaa yàlla amul seen yërmande parce que ñoom sa seen bi yàllaa ngi leen di faat benn par benn ñuy dem comme mais yàlla day am yërmande waliwu ki te waliwu nee nañ fépp fu mu nekk yàlla dafay sotti yërmande ñun ñu nekk Sénégal bëri tarixa bëri ay waliwu ku nekk jël ay kii te yërmande gi mooy lool yàlla sotti wu fa yërmande te nit ñi tiitu nu toogu nu xool lu tax affaire yi bëri fa nee naa la ñun suñuy jamono ay année 80 98 97 ba 2000 2001 2002 bàyyi man taaxi kaw fu ma dëkkoon Thiès suñu gàlle ak cimetière u taaxi kaw yi kuy suuli soo leen jógee jàkka ja foog ngeen jaar si tali bi nii suñu buntu kër dem yóbbu cimetière donc ñun ñu doon suuli ji par jour duñ ko doon xam parce que loolu noonu leen ko doon xamee ni xam ni que gàlle diw am na dëj pour ñu dem dàq ji fa nàkka parce que temps booy mooy loolu mais nee naa la jamono booy semaine bi soo si amee ñetti koor yu romb si lay yem ñetti koor par semaine maximum c'était un record dee yi c'était kii y avait des mais léegi nit day tàggoog yow dem ñëw nga yeewu matin nu ne la dee na léegi si journée bi nee naa la bàyyi 30 day dugg Yoff bu ma dëkk jam Nord Foire léegi ma ñëwaat encore yàlla nattuwaat ma jegewaat encore cimetière su may dem géej su may romb géej su ma kii chaque instant buntu bi moom du tëju oto yaa ngi dugg di génn nit ñaa ngi wër di suul di génnee di taxaw di ñaan yëre yu gaa yaa ngi kii mais dëkk bu bëri ay waliw yërmande wu nekk fa yàlla di sifaay mawti bëri fa tànk c'est bizarre man dama ay wax rek su ne am na lu ngeen gëm su nekk yéen gëm ngeen dara méditez sur ça dëkk boo xam ne ni que bëri na waliw yooyu ngeen wax nitu yàlla yi Serigne Touba tëdd fa def fa lii yëpp nangam kii mais cette faucheuse là mawti il fait un grand boulot comme yërmande amu fa am na lu des ndox gi ñëw inondé affaire yi di lap nit ba si cimetière yi di lap bokk waxuma la nit ñi di lap cimetière yi di lap ana yërmande bi nitu yàlla yi xanaa léegi yéen ay waxu dof ngeen di wax quoi neewuñu ni que musiba du fa am mais chaque année nag ça devient répétitif et chaque année ça devient de plus en plus grand de plus en plus énorme mais kenn tiitul si lool ça ne dit rien kenn du si wax mais daal nañ continuer rek dëkk bi léegi dem nañ ba nee neen I don't have it. I don't have it. Sama gaay nañu waxante dëgg am na ay affaire yoo xam ne ni ko mooy loolu soo waxee nag léegi nu ne fii kenn du fi wax dara naa nañ déglu kilifa diine yi waaw kilifa diine yi waaw ñoom leen fi am ño yéen a mën a fen du kilifa diine sunu ndey ak sunu baay tamit am nañ leen sunu frère sunu famille am nañ leen waaw kilifa diine yi amuñu leen du leen di mottali ko quoi ku am kilifa diine yaa xam noo ko amee maanaam da ngay jënd kilifa diine ba am ko non amuñu kilifa ndey ak baay leen am ak njaboot ay nit ñu nu bëgg loolu leen am ñoom leen biloon sunu dereet yi bokk kilifa diine nag dañoo ñëw mottali kook moom si yoonu diine sa fa yàlla fa ay affaire point barre loolu leen sekk ak moom diine mu wal koo def te yàlla tax lépp lu suñu xol toll nag ñu def ko si moom loolu waxuma la sax si moom waaye tolluwaayu xol moom walu sax féetoo benn côté kuy def lu baax dañ koy defee fépp
kuy def lu baax da nga koy mën a defal ñëpp kuy def lu baax da nga siy mën a xajal ñëpp loolu mooy def lu baax comme boog nag soo jógee ba yow da ngaa ne yow sa xol da ngaa am trop wala kii da nga am ñooy xajal si képp ku si mën a xaj xoolal say dëkkandoo xoolal say am di jàmm xoolal ñu nekk si alentour bi xoolal képp ku si mën a am nga jox ko sa wàll gars yi di joxe at yi joxe moo gën joxe moo gën joxe moo gën mais joxe boobu mais pourquoi mu nekk joxe ciblé loolu nee naa leen du joxe loolu du joxe loolu noonu pay la payoor la loolu payoor la wala fay juuti wala fay taxe la su dee joxe la moom joxe moom doo ciblé da nga koy jox koo yelloo ku koy yelloo kay autant pour moi da nga koy jox koo xam ne ni que moom au moins yaa ko tane waaw mais chaque année même personne ngay jox ba pare te kooku ngay jox moo la tane moo la gën fopp ngay am lay am di expliquer non dafay yomb lool yomb na lool sax moo tax ma ne leen gaan affaire yi mooy loolu de Clara Serigne Mourtala mënul wax lu leer waa yaa boo tax du mën a jiite am na yenn bagage yi tey moo xam ne Serigne Mourtala de mën a jigéen rek Père Noël boobu nga nekk foofu noonu rek di expliquer maa ko wax Père Noël ba mu neex gaa yee ñëw saaga sama ndey expliquer may affaire ma tuddee ko Père Noël ba mu neex ku mu naqari nga dee waaw man kay nee naa tant que da ngeen saaga yi doo leen si tontu yi man da ngeen di saaga may innové man nu ngeen di tëddee noonu di xalaat nu ngeen may saagee man noonu laay tëddee tamit di xalaat nan laay ñëwee teg sama bu cuq sama bu neex avancé dem bàyyi leen muy xoqatal seen xol yi point barre yéen ay saaga ngeen koy faje saaga jamono ji fajatul dara parce que saaga kenn du ko jàngal kenn mais man yu neex laa leen di may man nee naa leen man ay saaga classe laa leen di jox ay saaga yu leen di jàngal je vous insulte poliment classement orientement et je vous amène dem toogi man noonu laay dox nekkuma fii nii waaw yooyu c'est démodé on grandit nee naa leen new style leen nekk on est plus là waaw yow kii ja sa ndey non bii moo gën a efficace on travaille xoolal à la cadence déggoo lu ma la wax de à la cadence yéen da ngeen di toog di xalaat ay wax yu bon man may toog di xalaat wax yu cokotaan ngeen bég si ñëpp bégandoo moo tax su ma tëllee ba tëll Père Noël rek gars yi di siisu bu leen siisu Père Noël nee naa leen liggéeya ngoog amul liggéey amul métier amul dara voici un travail esprit la nii leen comme ça lii leen wala jëriñante sottante xalaat yéen a ko xeeb nag seen reewande mais su ngeen nekkoon fii man mii sax di wax décembre su ñëwee yàlla naa si ab marché ba sol ko ma live la ne Père Noël bi ngeen xool day fay de fii moom dañuy fay àq fii dañoo respecté nit ba nga xam ni que bëgg a liggéey rek defal dara loo def nu fay la mais Sénégal lañ jàppee nit ñi mbaam tabaxal kër ba mu jeex mais yow doo am njëgu terrain billahi peinture R+4 ba mu pare yow doo am njëgu terrain sëñ bi xolal jox ko adiya mu tabax pale mais yow xolal sa facture su yegsee da ngay dem woo sa téléphone nit ñi wala nga daal di dem fëgg say dëkkandoo nu kii te fekk yow yaa demoon barki démb joxe sëñ bi adiya 100 000 wala 150 000 sénégalais waane laa lay wax waane problème bu mu am moo ko teg boppam lu mu dugg moo ko dugal boppam naan ay kii nangam non xaaral démb waxoon naa dinaa wane papier bi ay kii nii nangam papier buy wane sama turu yaay xaaral parce que yéen da ngeen a terre à terre ba mu kii xaaral ma wan la sama Facebook yaay booboo gën a kii sax ma wan la sama Facebook yaay Pam gaañu na mais Facebook baa ngi still on live xaaral ok oh you change the name she changed the name waaw fii def fi tur bi noonu a leen dem si kaw génne leen papier
bu ngeen di gis sama vrai turu yaay Maimouna Diallo Souton xaaral sama tooñ may meer a ngi may meer sa ñamu bët bu leen ko woon booy bas de bu leen ko woon booy bas bu leen ko woon bas nag bas ak kii sëñ Père Noël ak sëñ ata xaw ma ata ma ngaa yi yow doodoo bëgg ay jigéen may meer a ngi wallahi ma maman elle est belle hein? Ma maman elle est belle hein? Look ma maman elle est belle quoi voilà sama yaay ngi nii wallahi bu leen ko won bas de bas billahi suba la gisee si alentour yi donc tu vas me sentir passer Père Noël xoolal benn bët laa la may bu utiliser ñaar yëpp xoolal benn bët defal nii Père nii rek doy na soo utiliser ñaari baakaar la de ñaari moom bul ko utiliser benn waaw sëñ ata yow mi ngam ko takk rek ngay def génnee si sa xel voilà génnee si sa xel de génnee si sa xel bu baax xaale ma jóge sama salon VIP bi daa di ñëw yéeg si kaw na waaye ni man li sa fàtte woon na di ma may encore ma dem wëlbati këyit yi fole rek waaw léegi sax yëfu def la may génne fii say papier nu ciblé la dama ko def naat leen beneen yeah, that one is nice too. I like that one too. I like that one. I like that one. Ça c'est la famille guinéenne quoi. Ça moom c'est la famille guinéenne quoi. Xam nga rek la famille Syli nationale. Ah. Ndeysaan. Facebook am bi bëriwul sax ay ko. yéen ñi di siisu wal leen photo bi seen yaay wal leen ko seen yaay ngeen xool montrez à votre maman kaa leen def maman photo maman challenge moo gën siisu bi da ngeen di am lu ngay wax kaa leen def mama challenge ku wóolu sa yaay rek génne sa photo yaay man de déggoolu moo leen wax ku wóolu sa yaay rek génne sa photo yaay waaw mama challenge ku wóolu sa yaay rek génneel sa photo yaay kaay leen non xam ngeen ma wax leen dara yaay ak doom dafa wala am benn complicité benn affaire bu fort boo xam ne ni que mooy xaw ma nan laa ko mën a expliquer nit mooy sa yaay waloo ko rus man dama leen di wax benn affaire mooy gis ngeen artiste boobu nu naan Dof Ndeye man loolu rek moo tax man un côté ma bëgg ko à part loolu le reste qu'il fait c'est son problème mais lu tax ma bëgg ko rek mooy malgré ni que yaayam y a des problèmes wala yaayam dof wala kii foo ko gis day valoriser yaayam foo ko gis day yëkkati yaayam foo ko gis
day jël yaayam teg ko foo xam ne ni que voilà loolu la quoi ku nekk da ngaa war a jël sa ndey nga def ko noonu waxatuma la ak sax sa baay parce que gaan yaay balaa ngaa xam njëriñam mu dem baay la yaay balaa ngaa xam njëriñam mu juge fi parce que nee naa leen juróom ñeenti weer du ay fo soo bëggee dugg duus si moom mooy dugg duus soo sawee moom mooy jàll lépp looy def c'est branché avec elle su lekkee nga lekk su naanee nga naan vous êtes connecté 9 mois yaay day dem ba day sentir te ma lool noonu dama see am ay firnde yu leer ma nekk naa si tolof du benn du ñaar fu may toogee sama fit bi di daw may ti di naan lan laa nar a def foofu la sama téléphone di sonné sama yaay naa ma allo ma naan ko waaw ma naa ma damay woote pour xool si loolu damaa toog nii daal jékki-jékki kii rek ma ne ko voilà yow yàlla du benn du ñaar police jàpp na ma nekk naa si biir tolof yu metti ba may xool ay ak kii du maire gi mooy fële foo xam ne nekk fii man ma nekk à des milliers de kilomètres pas bi nekk à des kilomètres sax mooy loo mais maire bi da koy sentir souvent moo siy génnee yaay dafa garaaw mooy benn boo xam ne ni ko loo munti mel ñëpp daw la ñëpp ne kii doomaraam la dafa bon kii dafa kii nangam mooy kenn kuy taxaw ne waaw bëgg naa sama doom la mooy taxaw xeexal la mooy kenn kuy taxaw daal di ne kii kenn du koo laal moo tax ma ne leen seen ndey yooyu noonu ngeen di kii di wax nii foog ngeen jéem leen a yërëm moo tax man su ngeen di wax comme souvent ngeen ñëw fii ba tool ma ne leen man sama yaay dama àgg ak moom si benn domaine boo xam ne nit mënatumaa wax wala mënumaa àggal fenn wala amul lu ma mën a booleeg moom wala naqari moom parce que dama xam mooy kan man lu ma def da koy sentir moom lu mu def dama koy sentir parce que moo ma jur nous sommes connectés te xaaruma kenn muy ñëw di la ko yëkkatil wala di la ko wax wala di la ko taggal man maa ko taggal sama bopp yàlla yaay dafa garaaw yaay mooy lii ngeen di wër nii nag ba mu jar nag ngeen nekk fii di saaga lii ngeen di wër ba ngeen nekk fii nii di reewantalu di tëb mooy si yaay nag mooy kilifa boobu ngeen wax diine kilifa diine ay affaire de kii yu ngeen di wut noonu di kii ku leen yóbbu fa yàlla ku la andi si àdduna su la diggee yóbbu la fa yàlla nga war koo gëm sa yaay bu la puus ba nga judd su la nee ni que dinaa la jàppale ba nga am yoonu yiw nga war koo gëm jàppaleen seen ndey sa yaay su bëggee lu mu la ñaanal soo génnee nga am ko lu mu la wax nga gis ko lu mu la tere nga tëng mu dal la mu wallaa mën a yee sëñ bi nag boobu ba léegi yéeneem la am mais sëñ bi nan lay def ba xàmmee leen ak fan la ngeen di dajeek moom maanaam ni ko moom àjjana wu boppam la yor te bokkul ak àjjana wu yàlla gi fan la lieu de rendez-vous bi buntu àjjana gi fan ngeen di duggee fan lay daj c'est un problème suñu jugee wax gars yi nekk fi ñi bla 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 nee naa leen on s'en tape des certains petits trucs ñuy wax nii ñun lu ñu intéressé mooy wax gi nga xam ni que 100 ans moo ngi fi bëgg nit ñi gëm ko bëgg nit ñi ànd si bëgg nit ñi àgg ak moom fenn foo xam ne ni que xamuñu fu ñu jëm nag te nag chauffeur nag saa waay soo bëggee dawal nu nekk si biir oto bi te xamuñu fu ñu jëm dinañ la laaj foo nu jëmee lan la loolu mooy wax gi parce que tey sëriñ soosu noonu ngeen di wax di kii ki nangam dafa am ndey ak baay te moom ndeyam dem leen ngeen laaj ko nan la def ak ndeyam lu tax bàyyiwul ndeyam mu dem xooli ndeyu keneen tamit uti ji ko wasila mais moom ndeyam pourtant moo ngi koy màggal de moom ndeyam moo ngi koy toppatoo ñoom ñoo ngi leen di woo si seen màggalu ndey ñoom maam jaara ay kas rajo bu maam jaara ay màggalu seen baay ñoom ñoo ngi màggal ñoo ngi respecté seen i waajur de ñoom ñoo ngi leen di woo lu si seen waajur dox ñoom mais yéen seen waajur nag ngeen bàyyi leen fa nu toog suñu waxee ngeen mer ngeen dal si nit ñi sëñ si sax yéen jàngoo leen royoo leen si sëñ bi xooloo leen sëñ bi lu mu munti bon lu mu wax su leen di woo si ay bagaasam moo ngi leen di woo si màggalu ndeyam màggalu baayam ba si ay nijaayam ay boppam ak kii leneen i leneen moom moo ngi leen si woo mais yéen màggaloo leen seen ndey màggaloo leen seen ndey de yéen a ngi màggali ndeyu keneen baayu keneen pare see xeex saaga dóorante wax de la merde pendant ce temps yéen seen ndey ñoo ngi toog fële nee di dàq di as ndox bi surtout maa jamono jeeg ndox gu metti gi as ndox gi ñii ñeneen gi seen ndey ngi yeewu 3 heures 2 heures et demi du matin yelandi ay paana ki bool pour waaj a dem tefes ga yenn si jën yi am si jën yu baax yi pour mën a ñëw teel a lal si si marché yi ñeneen ñi tamit seen maire yi ngi yeewu heure googu noonu pour gaaw a dugg si syndicat yi
am si légumes yeeg yenn affaires yi pour mën a teel a ñëw lal si table yi pendant ce temps seen doom yi guddi goog ñuy yeew suñuy fëgg seen bunt yi duñ fa fekk kenn seen doom yaa ngi sa cant ya wala si yeneen affaire yoo xam ne au lieu nu dimbali leen matin bi sax pour nu mën a kii ba nu dem tegu si yoon ñoom ñu mën a ñëw mais non suñu Baay Faal lu nu dal du jàmm lu nu dal du jàmm koo si ñëw tàpp matin sax kaay julli fajar mooy loolu jamono ji lu nu dal du jàmm soo jógee wax gars yi bëgg am nu ñuy expliquer nañ toog foofu noonu di wax rek nee naa leen première fois tubaab bi ñëw na nee na ni plus de voile nee naa leen xaar leen léegi nu nangu pollu jàkk yi ne nangu pollu jàkk yi parce que ça ne sert à rien léegi tubaab bi ñëw ne nu sax yéen seen pollu yi ça merde quoi da ngeen di yuuxu ay kii ni nangam léegi noonu rek doy na nu delloo ko bu njëkk ba ngay nodd ak écho bi bon mooy loolu la sóoro bi doon doy pour mu am écho mu mën a dem fu sori bon léegi comme mooy loolu point fa la ñuy mujj gaa yaa ngi toog rek di nelaw di raconter de la merde soo waxee nu naan la waaw kii moom dafa alagu kii kilifa diine yi kii nangam ma ne leen kilifa diine yi man damaa alagu kilifa diine yi kii nangam ba kilifa diine yi ñoom tam seen dara wul compte wàññi leen seen baaraam yi ñaata kilifa diine la kii njëlagum mawti jëlal seen baaraam di nga abbi ay baaraam ñaata kilifa diine ñoo leen suul Sénégal ñaata nit ñaata kii waaw xalif ñooy nelaw Sénégal alagu ay affaire de kii nangam mais j'y comprends plus rien quoi j'y comprends plus rien j'y comprends plus rien affaire yi dafa jaxasoo mais nag comme nu ma koy waxee rek instant gi moom on va régler nos problèmes avec des insultes am na ñoo xam ne comme nu ma koy wax dinañ wax ba dotom wala wax ba goitre wala wax laaloo ba seen làmmiñ ñi pendu làmmiñ ñi rot mais ñun comme ni ma ko waxee lii on va le créer su jaree sax comme yéen da ngeen créer religion bu bees nee naa leen lii su jaree nu def ko ñun sa religion on va le faire on va le créer une nouvelle religion tuddee ko wax dëgg point barre religion boo xam ne que julli bi may chaque jour def live ñëw toog poser ay questions poser ay questions rek maanaam gars yi fii leen nekk di wax ngay posé ñuy saaga ñuy daggale ñuy exposé ñuy gën a saaga di ko jiiñ nit ñi nee naa la de billahi sañ ngaa dem fekk murit wala nu jàpp ab xalif général bu toog sax wala kii toog di lekk yàpp mbaam ak ki bière nga ñëw toog ne murit yi waaw mais nu mu fa demee nii seen xalif diw de leen jàpp ak kii nangam la ilaha illallah au lieu nu am ngoru ñëw toog daa di pointe du doigt si loolu wax si non yow mii nii di ko dénoncer yow mii di ko ñaxtu laa ilaha illallah yow leen koy diw de yow leen si diw ba dootoo ko def murit kenn du ko wax dara murit lu mu def dagan na murit nee neen ko su naanee sàngara meew la su lekkee yàpp mbaam yàpp xar la ñoom seen i affaire trouvé nañ ay solution ba pare ñoom trouvé nañ antécédent ba pare de nun siy génnee comment ils vont se gérer ñoom ils se sont gérés ba pare soo si ñëwoon léegi day soo xefulee sa nga gis baay waaye taalibe bu la gën a koone la sëñ bi yow yaa gis ni mbaam lay lekk wala sàngara lay naan moo ngi si kaw foofu xoolal foofu si kaw te nee naa la ba sonn boy samay live del def attention di ñëw di wax day dugg fii nii après mu dugal ma si yeneen problème moo foofu si suuf fauteuil bi sama fauteuil bu may toog don't go naa leen gars yi dañoo metti de tam nga daal di ñëw laa la wax gis Baay Faal bu ñëw ne la Baay sa sëñ bi de moom leen fekk fële mu toog di dóor ay kor ñaaña xam nga teg butéelu kii yam bu mag di bëggee su ko defee nag nga daal di gis coow li daal di ne kër saawaay daal di tourner wax gi waaw yow comprendre amoo xel yow da ngaa bon da ngaa alagu amoo dégg si boo ñoom ñooy layal gars yi souvent gars yi du leen laaj dara ñoom ñoo leen di layal waaw yow moom da ngaa alagu amoo kii yow xamoo ni misaal la sëñ bi kii nangam waaw daa laaj dégg-déggin dafa laaj xolal xel mu sell soo amul xel mu sell mënoo comprendre fu ñu lay waxee waaw lu ñuy wax daf la sut waaw sëñ bi moom la ko yàlla baaxee sëñ bi moom am na kiraama bi sëñ bi moom am na loo xam ne ni que waaw yàlla jagleel na ko waaw moom su ko defee kii nangam
léegi yow yaay toog di ko xool ne ah léegi lan la ko léegi yow nag foofu nag ngay dofee nan la mën a nekkee quoi man ma lekk yàpp mbaam ma am baakaar ma naan sàngara ma am baakaar kii nangam mais sëñ bi lekk yàpp mbaam naan sàngara amul baakaar amul kii mais léegi yow léegi loolu moo lay def kaa léegi yow temps bu nga doon jaamu ji yàlla jéem a dem nekk si leneen yow yaa ngi xalaat léegi comment ça se fait manger du porc mu mën a dagan naan sàngara mu mën a jaar mu nekk misaal ak kiiraam yow léegi loolooy nekk sa concerne ba nga xam ne koy toog da nga naan wuu saa waay kii nangam c'est bizarre hein c'est bizarre man loolu la ko ma jaaxal balaa ngay dee nag nu tëb naan ay man nee naa leen de tant que nit ñi toogunu rek daal di def remarque daal di def analyse daal di xool xam fan la problème bi nekkee ak kan mooy tooñ ak ku tooñul mooy loolu parce que tey jii nii ñun dañoo ñëw leeru si sunu diine di wax ay affaire di laajte neewunu ni ko ustaas leen neewunu ni ko dañoo am daara neewunu ni ko dañoo woote tarixa neewunu ni que nous sommes les meilleurs si dara ki nangam danoo ne ni xamunu parce que wax ki jaxasoo na te bëri na lool bëri na version ça sort de tous les côtés léegi nen nu leeral na wax gi clair te léegi pour nu leeral nu dara nag mënuñu koo leeral si ay ngelaw sooy dañ koy jël daal di ko comparer ak lan ñun alxuraan mooy sunu repère ay jullit leen sunu demee ba réer ba jaxasoo ba xamatunu nu réer nu dem ba gis ni que lu nu gis xamatunu dañuy dem daa di xool alxuraan donc def si suñuy repère jëf see defaru léegi nen repère daa di xool waxtaan c'est un crime c'est devenu un crime automatiquement ça part en catastrophe ah mais léegi yéen ñi ngeen xam ni que yéen a yor caabi àjjana gi yéen a xam ñuy dem àjjana ñu alagoog ñu baax ñu baaxul ak ñu damm ñu kii ak ñu deful ne dimbali leen nu ngeen andi nooy tontu moo gën saaga yi parce que seen xam-xam bi yëpp si saaga la màcc parce que c'était ça su ngeen ñu tontu woon dès le départ wax gi jeex na mais ils ont voulu créer un féminin non kii dafa xamadi laajte yu mu laaj moom walu koo laaj ah nu dem ba si bii nu saaga nu fay nu tàngal dëgëral laaj yi nu ne nu non kii sax kenn newul ni ko walul laajte nu muy laajtee garaawul waaye nu mu koy laajtee la yéen a ko andi tu noo ñëw laajte si mbégeeg jàkk ak teraanga ngeen ne kii lu mu wax dafa rëy saaga ma si laajte yi kenn walu koo laajte nu dëgëral ngeen xam ni que lii du ba ngeen tourné waat wax gi ne non nu mu ko laajtee la su ko laajtee woon sax ne wala su kii yéen nangam bëggul xam bëggul xam magum jëm ma ñëw toog ubbi foo xam ne fii la ñëpp sax mën a ñëw toogee expliquer di laajte ngeen ne bëggul xam yebaate léegi nu dem ba si biir ay saaga di continuer ay saaga ba tey non sax kii dafa alagu saaga na mag ñi saaga na ñii saaga na Serigne Touba kii fu ma ko jàpp naa ko lii kii parce que loolu ngeen si bëgg lépp lan rek daw réponse yi mais ku ngeen fi saaga mu saaga ba ngeen fii saaga mais laajte ngeen saaga fi sama ndey ñeenti weer juróomi weer je vous avais averti nee naa leen man je vais m'abstenir de vous insulter parce que jamono ji koo saaga si Facebook tem nga tooñ ko y a trop de faux profils ay nit ñoo xam ne wóoluwuñu seen bopp wóoluwuñu nuy def dañuy làqatu si ginnaaw di wax di kuñ-kuñi ñemewuñu yaa ngi dégg donc tem nga saaga wala nga wax fekk ni yoo xam nga mooy loolu donc bu gën a wóor mooy nga xam koy waxal booboo gën a wóor moo tax man léegi ay yenn affaires yeeg yenn bagages yi non je vais pas prendre le risque d'insulter des gens yoo xam ne ni que nii rek pour les insultes non léegi damay dem si bu ma biir ma teg ko fa koo xam ne ni que kooku moo leen taxal ñëw fii kër yi nangam di tëb ma bëggal fa tamit sama bopp def comme ni ngeen koy defee rek mais lii lépp nag lan moo ko waral mooy ñoom ñooy jouer jeu bi pour essayer de me mettre en mal avec tout le monde et de me mettre en mal parce que fa leen commencé woon mooy essayer de me mettre en mal avec la communauté musulmane que non woo ñëpp naan Moussa daa attaqué yoonu musulman yoonu jullit Moussa attaqué na islam ñoom foofu leen commencé
toujours ils essayent wóoluwuñu seen bopp si réponse yi bëggunoo tontu mais ils essayent seulement comment ils vont tourner cette histoire ba léegi histoire bi nekk une histoire de Moussa dafa bon Moussa dafa kii Moussa ne nangam et on oublie maintenant les questions et ce qui nous a amené là ñoom si loolu la ñuy dox boobu ba léegi di ma saaga di wax di ma cokkaas di pousse pour ma jéem a mais nee naa leen nit laa de nit kese laa nit ku dul juum amul nit ku dul génn amul nit ku dul mer amul waaw moo taxit mais nag nit day canaliser boppam je me suis bien canalisé j'apprends à me canaliser waaye mooy loolu je me canalise damay def ay affaire je fais un grand travail si man moo tax damay sant saa su nekk naan ba ma ñëwee si waxu yàlla gi boobu ba léegi nekk si affaire ba léegi yàlla damay sant yàlla parce que je fais un grand travail si man yu bëri maa ngi koy muñ wala lu ma saaga ndey 4 mois wu saaga ndey gémmiñ bu forox bu nekk génn ay doomaraam ay booy yu jaaxaan di saw jàpp sa ndey bi fu nekk dans tout l'horizon du monde entier di ko indi di ko teg di ko kii bàyyi ñu bëri am na ñoo xam ne su dee bàyyi woon nen daw nen yuuxu nen bu yàgg ay kii non mais je fais des travail sur ça parce que dama xam ni que loolu noonu si combat bi la si combat bi la si combat bi la bokk on peut pas faire d'omelette sans Jom Umar ba léegi maa ngi xaar de loo ma tontu nga ne non xaw ma fin xaw ma lan tur gi moom instant gi mënuma koo lire quoi sama arabe soriwul ba foofu nga ne xaw ma sa photo yaay bul ko joxe sa turu yaay bul ko joxe gars yi duñ lay liggéey duñ lay marabouté ay affaire yooyu non sama waa ji man sama yaay gars yi ñoom ñëpp xam nañ turam de sama yaay kay déggol ma la man làqatuuma ay affaire de marabouté yooyu noonu nag ngay wax loolu ku gëmul yàlla moo koy gëm ku gëmul yàlla quoi mooy ñooñ nga xam ne que dañuy dem si jumaa ya jàkka yi ba pare fees dell ki ay saafara wala takk ay ndombo ñoom ñooy gëm yooyu quoi yaa ngi comprendre man mënumaa nekk damay xeexal yàlla taxawal jiital yàlla ak yonente gi sama combat ba pare di ragal ay affaire njabar loolu la naan njabar neen góorgóorlu si njabarlu bi kii nangam man nee naa leen ku ma àndal mooy bàyyi njabarlu yi mooy yàlla sunu borom yonente gi bàyyi man ragaluma si loolu su nekkee ay njabarlu ay liggéey seen xam-xam foofu la toll donc seen xam-xam tolluwul si réponse yi nan si góorgóorlu c'est leur problème seen réponse foofu la toll comme Jom Umar yow lii mooy sa tontu beeg wax gu bëri gi yëpp 18 safar c'est pour rappeler les fidèles waaj màggal Omar sa yuuxu bi sa wax gi yëg sa kii bi sa bruit gi yëg sa tëbbeeg sa affaire bi fi def yow man pour man c'était pertinent tu es venu avec hein yo man nigga you fucked up my shit man all that sound fucked up my life fuck damn man you fucked up my video man let's go upstairs can you turn it down a little bit they block me man they block my videos because the sound I don't have a copyright it's going inside and now I'm fucked up they just block me like I have one sound I play in the back like no copyright yeah they are crazy man no copyright gars am na partie sama vidéo yi live bi dinañ ko bloqué parce que son bi doon daw Facebook ak may yónnee lay droit d'auteur oh damn
Mo sa yaay moom ñëpp ñoo ko xam. Après je vais montrer des photos d'elle. J'ai dugg leen sama Facebook man mi je viens de juste de montrer des photos d'elle moom. ñu wan kay xaaral sama wonaat leen kay d'autres photos ngeen daal ba ay photos d'elle ba loolu laa doon wone léegi nii de. ma xool sax est-ce que jóge soreegu ma maman chérie elle est toute belle. billahi wallahi j'ai pas honte de montrer ma maman elle est toute belle. billahi wallahi j'ai pas honte de maman chérie là. Je cherche des photos quoi. Maman chérie elle est toute belle. Maman chérie elle est toute belle. waaw maman chérie elle est toute belle. toute belle. toute belle. waaw maman chérie je n'ai pas ce complexe mais yéen da ngeen daanu rek da ngeen daanu déggoo lu ma leen wax ma ne leen billahi wallahi wal kitaabi lii laa leen wax su ma si naree dellu ginnaaw wala ma ragal si wala ay kii nangam da ngeen di nelaw ñii di tiit naan ay doo bàyyi ma tiituma nee naa leen ñii liggéey nen la liggéey nen la njaba duñ def tous suñu mënoon liggéey nu liggéey seen bopp wala nu liggéeyal seen bopp ñii mënunoo def tous ku nu liggéey yow la neex yaa ko ñii nen bison kaale se faire foutu dégg nga léegi bàyyi man ma tonton teg sama waa ji nii ma doon waxal sama waa ji doon tëb naan ma ay 18 safar kii ni nangam am na tontu bi man pour ma lu nekk la may wax mu ñëw fa le 18 safar ne 18 safar mooy le rappel je ne sais pas au colland màggal léegi la ban rappelu màggal quoi yow tu nous parles une merde vague boo xam ne ci wër màggal bi xanaa nekkatul 18 safar 18 safar bi xanaa da nekkatul mooy màggal bi lan ngeen di màggal la leen wax 18 safar bi léegi rappel de màggal bon su nekkee encore rappel ban màggal la leen di rappeler c'est de la merde yow lu ngay wax ni Jom Omar Ba xamoo ko màggal lu ko waral ñaari point la ñoom seen bopp sa doon séeréer suñu ko xamul ñii ñoo ngi naan c'est le départ c'est pas c'est le retour du Cheikh retouru Serigne Touba moom la gars yi di màggal moom moo tombé woon 18 safar bu naan 5 octobre point barre retour boobu noonu la gars yi di màggal retour boobu noonu la gars yi di màggal arrêtez de venir raconter votre merde nee naa leen lu ngeen nuy wax nii seen waxu daanu picc yi nii ngeen fi bëgg a ñëw andi ñun xam ne la ñoo leen njëkk si yoonu murit lu mu dee yow ñoo leen si ëppale lu ñu si dox yàgg ne xam nañ si lu si ne defuñu bu leen foo ne que danoo génn nii rek commencé di wax ni que xamuñu dara si yoonu murit sa kulun qui croit que ça yaa ngi nax sa bopp man gënoo leen maa dooloon Baye Fall gënoo leen maa bëgg Serigne Touba gënoo leen ma see xooju parce que yenn dooma xaraam yi nii di wax comme ni ma ko waxee kenn bàyyeegu si ndeyam ñu si bëri kenn bàyyeegu si ndeyam sax bàyyam lu mu dee minimum 1 mois dem takki la xasaay maajal man lu mu dee def naa ko lu mu dee maajal naa dëmmooyu naa samay waajur dem xooli ji ba gisuma lu ma si doy yàggu mu yàgg fa dox point barre ñenn ñi nag fanatisme la ñuy waxee man ñëwuma fii nii toog di oyof fanatisme man lu ma doy laay wut looloo ma wu fa yóbbu woon ba ma ko gëmee topp ko di dox ba ma ñëwee di si wut lu ma doy damaa bàyyi sama ndey ak sama baay ak sama as dem guuta ji ko weeru yàlla gisuma lu ma doy nu may teg si naaj bi di ma maajàlloo te kenn jàngalu ma lu ma doy ma dox si kaso bi sax bu ma demee si samay tolof foofu laa amee ab yàlla fa laa wàccee waat kaamin xoomaat si alquran mën a delluwaat sama iji fu mu nekkoon point loolu laay wër lu ma doy ak lu ma doyloo xooluma ay diw nii la mel diw nii comme ni ma ko waxee rek ñoom ñoo ngi doon wax ba ma demee di nekk si ñoom di ut lu ma doyloo ñoom ñoo ngi doon doylu si man sëñ bi damay romb ko si taatu bâche bi nu maa jaali ba wàcc ñëw fekkaat ko si taatu bâche bi doomam it tamit si taatu bâche te du ñu yabal ak doomam mukk ne nu dox leen nu ànd doom yi bokkul ak ñun doom yaa ngi sanse toog si taatu bâche ñun ñooy dem ni jee ñëw sotti fii ceeb bi fii suukar bi fii dugub bi fii kii nii si xaalis bi fii lépp si tii nu teg ko si ay conteneur su paree ñoom nu ñëw comme nu ñëw jël ko yóbbu nekkunu si yooyu quoi xam nen woon nu ngeen di expliquer ay 18 safar c'est le retour de Cheikh Ahmadou Bamba de l'exil
léegi nag en quoi que c'est intéressant en quoi que c'est fantastique le retour après 7 ans 7 mois d'exil privation loolu laa leen la c'est quoi waaw c'est quoi ñu naan ay affaire kii nangam dan da ngeen a neex naan kii nangam naa c'est waaw c'est pas le départ ku la ne c'est le départ c'est du n'importe quoi c'est pas le départ c'est le retour départ yow kat comme yéen su ngeen di màggal départ comme vous êtes content du ñoti que ñu jàppoon Cheikh Ahmadou Bamba yóbbu ko lu ngeen di màggalee ku ñuy jàpp di ko yóbbu exil tamit yow yanul sa xel en voulant même me faire rendre stupide wala tu veux seulement raconter ta merde tu veux me rendre idiot wala tu veux raconter tes idioties ou bien en faisant l'intéressant imagine-toi quelqu'un qu'on amène en prison et on fait une fête pour lui on fait un màggal pour lui quelqu'un qu'on amène en exil et on fait un màggal pour lui yow donc yéen si yoonu murit yéen loolu ça make sense souvent ces gars yi te donnent des mauvais nee naa Serigne Touba ñoo leen ko gën a bëgg moo tax lu ngeen koy teg nii daf ñuy naqari man daf may metti su may dégg ñu naa ay murit la nekk si yoonu Serigne Touba qui tiennent certaines obscénités comme ça wala certains mots yu demee nii je me dis mais c'est quoi c'est ça j'y comprends plus rien lii la Serigne Touba liggéey c'est ça son héritage c'est ça son héritage une famille des petits-enfants cons bêtes qui racontent leur merde seulement pour se faire voir come on nee naa leen kaay na seen xel dal ñii di naan ay duñ lay liggéey di neen la def nii di neen la kële mën na la ñii duñu liggéey kenn mënunoo def lenn duñu def dara kenn waaw denn leen dul def kenn mënunu tontu ku mënul tontu kan lay mën a liggéey ku xamul yoonu yàlla kan ngay mën a liggéey doomu yàlla ku xamul yoonu yàlla mënul liggéey doomu yàlla bu dëggu nag lay wax waxuma doomu yàlla buy doomantu doomu yàlla bu dëggu si moom wax bee fi ne gisoo gars yi fa leen mujj sama yaay gi la ñuy saaga si ñàkk maa bañ a tontu sama ndey gi te sama ndey gi sa ko léegi moo ay saaga yi ñoo ngi koy defaral kiraama gu bëri ay ñaan lañ koy defaral fu mu toll nii parce que ku dund ba dee moom ba tëdd si suuf kii nii nangam moom ba tey jii nii après ñaata 5 ans après sa mort Sénégal yoree laa mi ñoom kii man ami nekk laay wax laaw la cat moom sa amaana su doon dund naan non li ku ko waxoon di ko dee ñoo ngi koy sotti yiw képp ku ko saaga képp ku wax si moom foo ne saaga loo ko sotti non yiw parce que moom defu la dara waxul ak yow dara laajteewul kii ko moom dund na dundam def na lu muy def dee na doomam mooy wax je porte ma courage j'ai ma propre vie je vais mourir à mon tour mais ngeen jël sama kii teg ko moo tax yiw ngeen koy defal yiw moom de moom lépp lu ko nit waxal yiw la si moom keneen pas moom kese de ba si internet yi sax di seetaan ñu leen di saaga bul leen saaga yiw la parce que ñoom ils ont rien dit waxuñu dara ils ont seulement fait le malheur de suivre seetaan partager wala jeter un j'aime yiw la man c'est moi le mbilli c'est moi le kalaj avec cette bouche là ñu ngi koy lijjanti yàlla nekk suñu ginnaaw nag dara mënoo leen ko dara touchons du bois ku jege bant na laal du bois toucher du bois déggoo lu ma leen wax de su ma naree ragal bi waaye man du ma jiital nit di ko fakastal waxatuma la ak yàlla mënuma lool jiital nit di ko fakastal waxatuma la ak yàlla sunu boroom non mënuma ane dama ànd ak yàlla ba pare di am lu may laam-laame wala di xof kuur gi xawma xanaa doo màggal c'est pas à Touba màggal rek c'est pas à Touba lan la ñuy màggal Serigne Touba ba muy woote màggal bi pour nu màggal lan la yoonu islam màggal liggéey yonente gi màggal ni que islam am na ndam foo toll mën nga koo def ab yéene la chaque jour sax mën ngaa màggal yéene la rek matal ab yéene yeewu sangu set jàpp ba set sol lu set xeeñ lu neex soo mënee togglu lu neex togglu ko après julli jàng alxuraan
wàccee kaamil wala jàng kii wala soo mënul sax jàng alxuraan nga teg say alxuraan déglu say alxuraan ba sa xol sedd nga jël lépp dikale ko yàlla def ko ab yéene yàlla matal ko yàlla rek a xam luy àgg nga doxantu yàlla sa yéene mat na. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition, du course sprint. Du course sprint. Bachir Ba ah wax nga dëgg de yàlla amul waxuma la amul doom sax de mais amul ndey bay am baay waaw yàlla nan laay waxee sama expression souvent su ma nee doomu yàlla yi mooy ñun doomu aadama yi waaw doomu aadama yi moom laay jël toujours di ko utiliser si expression yu doomu yàlla yi bépp doomu aadama doomu yàlla nga quoi si man loolu c'est mon expression ak sama gis-gis quoi waaw doomu aadama man si man doomu yàlla parce que yàlla daf noo bind gën a leenu et il nous xam nga ba pare jël si ñun def si ñun tamit mooñaale nu te loolu ko moom ku la ko def rek tamit xam nga doomam nga quoi on a tous des pères directs et on a des pères spirituels xam nga waaw et on a aussi des bons pères yooyu yëpp am na si life bi waaw kii de sama père la nice jantal père xam nga père spirituel ak non père de sang quoi moo daal su ma ne yàlla doomu yàlla yi moom bépp doomu aadama ku gis sa bopp ni que rek yow yàlla ngay dund biir pour man doomu yàlla nga waaw. loolu expression la quoi voilà parce que gars yi souvent ils tiennent trop les choses au premier degré souvent nag yenn wax yi moom day laaj dégg-déggin quoi faut pas les prendre au premier degré soo nee doomu yàlla moom teg ko yónente wala teg ko leneen wala teg ko si kaw nit là y a un prix boo xam ne boo kaale wala effet mais man bépp doomu aadama doomu yàlla laa ko jàppee parce que yàllaa nu sàkk waaw yàllaa sunu baay le père fondateur waaw man noonu lay waxee je parle dans un kii boo xam ne un degré de comprendre pas un degré wu jël nit di ko tekki wala kii nangam day laaj dégg-déggin yàllaa nu moom nu ñëpp donc yàllaa sunu baay moo nu moom nu ñëpp moo nu sàkk nu ñëpp yàllaa nu fi andi nu ñëpp pas doomu diw wala baayu diw nu ñëpp quoi Dieu est notre Dieu suprême notre père fondateur mooy sunu lépp donc mooy sunu papa yaa mooy sunu maam mooy sunu lépp mooy sunu papa mooy sunu papa quoi dégg-déggin la laaj rek waaw voilà cours gi voilà mais pas géniteur quoi merci beaucoup waxuma père papa bu may wax pas papa géniteur xam nga loolu c'est un autre truc soo demee moom ba ngay àgg moom si papa géniteur moom parce que soo waxee géniteur moom gène moom y a les gènes te quand on commence à gène on parle de germe il commence à y avoir un autre domaine quoi non on parle pas de génétique on parle de spiritualité quoi parce que si diggante yàlla ak doomu aadama moom il ne peut y avoir une relation spirituelle donc quand on est au niveau spirituel on parle spiritualité on parle une histoire de croyance quoi moo tax ma daan naan mooy ñun ñëpp rek autant amul féewale chrétien musulman bépp doomu aadama mindaafu lépp yàlla mooy sunu père fondateur donc père fondateur père spirituel bi foofu laay waxee mooy sunu baay notre père xam nga mooy c'est notre père quoi foofu laay waxee mais pas ay géniteur moom a'uuzu billahi jàmm yàlla na nu si yàlla musal yàlla na nu si yàlla musal yàlla na nu si yàlla musal mais comme ni ma koy waxee rek gars yi ñoom ils sont toujours au premier degré wax moom pour nga mën koo comprendre toujours même soo ko expliquer rek mooy la mais tamit sax on va laisser comme ça la vie moom c'est comme ça maanaam ni ko alxuraan gi teg nañ ko nit ñi firee nii nit ñi tamit déggee ne wala nit ñi doxalee ne ñoo ngi nii si biir tamit di lijjanti leneen encore donc man tamit du ma jaaxal su ma demee ba si biir nu am ay radical dama koy wax tamit nag si sunu biir combat bii nii si biir gars yi am na ay radical ay gars yu radical ay gars yu dip si wax gi ay gars yoo xam ne ni que gars man mii nii sax damay combattre nii souvent nii ma dégg seen i kii sax damay xam ni que gars yi wàññi leen dose bi nag xam nga ne naxantaan rek ndànk tepp benn on fait les choses petit à petit mais am na si ñoo xam ne nii su ma leen bàyyee xeesa su ma leen dégg nii mais carte yi salaamaaleykum salaam lépp ngay dóor c'est une guerre directe
c'est une guerre directe day metti ñoom jihaad lay nuru sax kii nang mais ndànk-ndànk rek ndànk-ndànk moom mooy jàpp golo sa ñaay quoi ndànk-ndànk mooy jàpp golo sa ñaay xam nga on fait doucement on commence un à un benn problème beneen problème on fait doucement quoi yaa ngi comprendre mooy loolu waaw wax gi daal man peese naa sama wax xam naa lu ma ko teg yow say nopp soo ko peesewul déggoo ko nga foog na ni que damaa ne yàlla daa am doom nga bëgg maa yóbbu si waxu chrétien yooyu noonu naan xaw ma Jésus fils de Dieu wala kii ni nangam si loolu da ngeen ma bëgg a dugalaat si gaam yooyu noonu parce que man nee naa je suis pas con quand je parle donc su ngeen demee ba ngeen seetaan may wax rek ngeen comprendre donc su ma expliquer sama bopp ba teg ko mu clair faut que vous puissiez le comprendre je ne suis pas dans ce cadre je suis dans un cadre spirituel yàlla mooy sunu baay point barre mooy sunu baay si lépp yàgg naa sax di ko fi toog di leen ko wax ne leen képp kuy génn di jaay kon-konlu ngay dof-dof yàllaa la gën a kon ngay jaay peintre di jaay art artistique yàllaa la dàq art ngay jaay baax di jaay kii yàllaa la dàq baax lépp looy def di ko jaayante soo ñëwee ba si moom nga teeral mooy mbili gi mooy sunu baay c'est le fondateur c'est le kii c'est loo xam ne moom da ngay nangu c'est le suprême quoi wax ko fa ngeen koy comprendre foofu c'est des mots yoo xam ne jarul sax ngeen koy jël di ko mettil ay kii mooy koo xam ne mooy wax mooy kooku moom la nee naa leen mooy jël nit jur ko bopp bi ngand tànk yi capp loxo bi tool nii kii ni nen nii kenn du ree kenn du wax kenn du koy nangoo ndogal mooy def lu ko neex ngay jaay peintre ngay jaay dara nga génn teen xool bleu asamaan si nu si picc di naawee nu mu ko booleeg lu weex nga xam ne que kii artiste la ngay jaay am loxo bu diis wala kii nanga bis bu la rëqee nga bàyyi ngay loo jaay moo ngi fi moo la mooñaale la comme kay mooy loolu mais fu may waxee wu ma leen si gaam yu terre à terre yooyu noonu nous sommes dans un cadre plus spirituel pas gaamu waaw mooy sunu baay rek moo la jur non waxuma leen jur boobu moom ëpp naa wax yàlla nañu si yàlla musal waaw yàlla nañu si yàlla musal quoi jur boobu moom ëpp naa wax sax ba di xalaat waxuma la sax wax mais ëpp naa xalaat sax ba di génnee sa gémmiñ quoi. Ousseynou Sow nee na lan mooy Reckless mais Ousseynou du am nga paas mën ngaa bind Reckless te yaakaar naa sa téléphone am na Google t'appelles Reckless dugal Google t'appelles Reckless nga dem si photo yi nga xool di nga gis proposition ay Google dina la ko génnee su amee yeneen kii nga xool di nga xam lan mooy Reckless incha allah non Batou Diong akama si expliquer akama si insister bañ a insister n'insiste pas sur ça ma si insister ba mu dëgër loolu kay moom yéen kay yéene dul insister si loolu mais man dama si insister ba mu dëgër lu ma wax c'est clair et net man kenn du yóbbu samay wax loolu laay bañ samay wax da nga koy dégg nu ma ko waxee wax naa ko expliquer naa nu ma ko waxee mooy loolu man kenn du ma yóbbaale si j'avais pas la chance de m'expliquer là c'est un autre cas mais là où j'ai la chance de m'expliquer j'ai le droit et le devoir de m'expliquer donc bu ma kenn yóbbul wax bi bu ma ko kenn yóbbul nu ma ko waxee noonu laa ko waxee parce que noonu laa ko xalaatee je n'ai pas de remords si dara loolay wax gi wax soo ko waxee te nga mën koo expliquer nga mën koo teg si place da nga ko fay teg sama wax naa si ban base laa koy wax j'insiste sur ça te kenn du ma ko tere c'est tout yéen souvent tamit da ngeen xaw a metti seen i bagage quoi mu xaw a metti seen i bagage amaana mot bu ma utiliser nii sax ne papa nii di ko utiliser si mot bi en français di ko wax nii amaana sax yàlla mot en français mais maa ko xamul maa ko jàngul mën parce que suñu wolof sàcc nañ ko dem na on parle en français mais amaana si olof ilaa sax comme nu naan njaatige wala nanga wala que y a un mot qui peut se remplacer par ça si ginnaaw nga dégg fu may waxee mais nag dégg tamit nag loolu faut qu'on apprend à le faire quoi. su ko defee sama gars yi ma yemaleen leen fii nu def noonu ba si beneen waxtaan beneen live beneen vidéo nu toog continuer waxtaan bi comme nu ngi koy defee
saa su nekk rek dinaa leen le laajte national continue le laajte national continue le laajte national continue di jéggalu ñëpp ñu nga xam ne ni que seen tolluwaay tollul foofu te seen xel yi mënul dem laisse-moi ces genre de personnes sax man kii daf may tardé sonal sama bopp avec ces fous là en tout cas yàlla na nu yàlla dimbali yàlla na nu yàlla musal yàlla na nu yàlla defal lu gën yàlla na nu yàlla boolewaat xam nga yàlla giddantiwaat nit ñi def si xol yi tamit xolu muñ ak xolu tontu xolu muñ baax na lool giddiwaat nu si barki Seydina Muhammad naan leen le laajte national daal continue le laajte national continue le laajte national continue Jom Omar man xam nga lu tax ma bàyyee jël ay nit si samay live boole ay nit si samay live wala di wax ak ay nit sa si ay affaire mu sori parce que sénégalais du jël responsabilité man je veux parler avec des gens qui prennent leurs responsabilités mais sénégalais day dugg si ay problème wala mu dugg si dara après ëllëg dara am ñuy xool ni muy rocceekoo man ba ma doon live dama doon bàyyi nit ñi ñu dugg surtout ma gars yi doon dugg ñuy partager plateau mais gis ngeen ko tout dernièrement y a un gars mu ñëw fekk ma sama live may toog di wax di def samay affaire di kii nekk si mu ñëw mu dugg si tamit saaga kilifa diine yi wax ay affaire am teg si man loolu nga ma fekk may def nu doxal man tamit ma ruube mu neex lool nu waxtaan affaire bi dal lool mu dox par la suite mu transhumé bëgg a dem fenn bokk si leen créer affaire am nu dem toogeel ma foofu ne man dama ko montage que dama ko dugal si kii bi montage ko que saagawul léegi nu jël affaire bi di ko teg léegi man je prends mes propres responsabilités moo tax je préfère ça comme ça je prends mes ki lu nu wax nu ne man la je me gère quoi bëgguma kenn koo xam ne ni que bëggu say dugg wala kii nangam problème am moo tax nii daal man ça me va quoi tabaarkalla macha allah doy na ma sëkk je ne cherche pas plus on n'est pas là pour créer des grands débats wala dafay ami wala di kii su dul loolu rek day ëpp loxo mu ëpp sama contrôle ma dem léegi ba koo contrôler mu të mais man je peux me contrôler mais ñuy dugg sama page ak ñeneen ñu nekk si wet gisoo ñi di commenter pour me contrôler c'est tout un problème donc laisse comme ça on régule ça doucement comme ça yar mën a dem nuy neex ndànk ak ñuy poser quoi mooy loolu comme nu ma ko waxee rek di lay ñaanal encore nu def noonu ba si beneen waxtaan yàlla na nu yàlla sàmm musal nu si seytaane musal nu si musiba ak balaa def lu gën si ñun jéggal nu suñuy baakaar si barki Seydina Muhammad gars yi ñoo dee non en tout cas am na kenn ku ma bëggoon tontu ba léegi moom moo ngi wax sax di kii ba kii nangam comme que man souvent damaa ñàkk jom tamit damay tontu ay wax yoo xam ne que jarul tontu saa waajoo di bind boobu ba léegi Melville jël na seen kër gi fii benn toppal rek fii ak commune suun naa la may commune suun fii ak quelque temps tu vas voir quelque part tu vas voir quelque chose lu xaw a bees kii nangam te boobaa nag bëggaat naa laa gis ak say pollu comme que gars yi dañuy takk seeni poll yaa ngi wax boobu ba léegi après nag bëggaat naa laa gis ak say poll ñu def noonu peace love harmonie ba si beneen waxtaan en attendant tontu yi di ñëw yàlla na nu yàlla sàmm yàlla aar leen yàlla daa def lu gën si ñun si bépp doomu aadama dinaa leen nag peace love and harmonie maa ngi jéggalu si képp koo xam ne ni ko lu ma wax rek laal na la xam ni que c'était pas le but mais bëgg ñu ñëpp nu yeewante dëgg bi daal di mën a feeñ jaajëf sama gars yi